kanam réewum Sénégal jàmm neex na. loo si xam samedi bu jot dina leen ubbil ay buntam ngeen ànd ci ak Moussa Thiam bu 9h jotee di bërëb boo xam ne waxtaan ak sottante xalaat lay ubbi sénégalais bi naka lay dundee bés bu yàlla sàkk. loo xam-xam Demba ma Demba gën laa xam Demba. lu wéy ci réew meeg ak li koy doxal réewum Sénégal di soo war na réew émission bi di loo ci xam pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen koy may pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp. office national bu assainissement bu Sénégal ñu di ko wax ONAS dafa dellu di ñaaxaat askan wi ci mbalit yu dëgër yi nga xam ne moom la ñuy faratal di sànni ci bépp réseau ONAS nga xam ne ndox yi du mën a dem ni mu ware di jur xet gu bon di indi ay jafe-jafe ci sunu dëkkuwaay ak li ko wër képp ku nemmeeku nag yii gàllankoor ONAS tegal na leen fi numéro bii ñuy wax 81 810 12 81 810 12 numéro bii ñu leen jox mën ngeen cee woote waxtu wu ne bés bu ne ONAS dafa taxaw jonn ngir sellal sunuy dëkkuwaay ak li ko wër. PNA di pharmacie nationale d'approvisionnement ak ONAS office national de l'assainissement du Sénégal ñoo leen di may seen émission loo ci xam ak El Hadji Moussa Thiam. voilà jërë ngeen jëf mbokk déglukat seen rajo Sud FM 98.5 amaan nañu mbégte rek ci kàttanu borom bi di àddu fii ngeen di teewlu seen émission lu ci xam gannaaw nag bu ñu gërëmee ñëpp di jégalu bu baax a baax ci yoon yi nga xam ne daanaka daal jékk fekk ñëw kii yi mooy xaw a jafe-jafe yi tuuti kon nag moo taxoon ñu xaw a taal tuuti rek di ci jégalu bu baax a baax auditeurs yi nga xam ni ñu ngi ñu doon xaar depuis 9h30 ba léegi kon nag ñu door waxtaan wi ak nu ñu koy defee rek gannaaw nag bu ñu gërëmee ñëpp ñi nga xam ni seen kóllëre gu ñuy féddale ak seen rajo Sud FM sur seen émission lu ci xam bi nga xam ni moo di émission askan wi nu ñu koy defee rek samedi ju ne ñu waxtaanee ci li ci jëm mu doon loo xam ni waxtaan wi ñuy indee ngir rek askan wi tamit wax ca lañ ci xam ci teg ko ci xam-xam lépp rek ci li nga xam ni mooy lay dëkk bi di doxee wala léeg-léeg dogal yi ñuy jël bu ji sax yenn fee yi nga xam ni gis nañ ni daal ay xew-xew yi jamono la ba nit ñi tamit war cee mën a àddu ca nañ ko gisee nañ ko jàngatee ak lañ ci nisar ak yooyu yëpp kon nag mu doon yoo xam ne daal émission askan wi la comme niñ ko daan faral di defee kon mbokk yi tey dañuy ñëwaat ci li nga xam ni daanaka xew-xew la mu di xew-xewu démb bi ndaxte nag foog ñu tudd ci wax ci luy ay di jàmbat luy def di waxu ndaxte nag dañuy gis ni rek saa su ne ni ki mel nag ci wàllu projet de loi yi nga xam ni dañ koy voté à l'Assemblée nationale ci li nga xam ne nag mooy ñi nga xam ni ñoom la ñu dénk mu di way politique yi te nekk foofee ci li jëm ci wàllu li nga xam ni moom la ñu war a leeralee askan week ak li ci jëm ak yooyu yëpp kon nag ci fànn woowu la ñu bëgg waxtaanee ndaxte nag léeg-léeg boo laajee ñu bëri lu leen di gën a retenir mooy daal xar yi ak yenn daal sànnante kaddu yi nga xam ni gis nañ ni daal moomee ñooy gën a fës ci bërëb yooyee kon nag ci fànn woowu est-ce que li nga xam ni moo di nañuy tàggatee wala sax ni ñuy waajalee ñii di député yi ca bërëb yooyee moo tax nag ba li nga xam ne sax mooy cislaay la ñu woote te ñu bëri jàpp na ni war na baax wala sax waruñoo sànni lépp am na lu ci baax ak lu ci bon ku nekk ak liñ ci taxawal ak interprétation waaye tamit teewut loolee ban jeexital tamit la am ci askan wi ci citoyen bi ndaxte nag loolee lañ si tamit gën a nemmeeku ak li nga xam ne mooy ñii ko teg jàpp ni ñoom lañ ca jublu mooy kaaraange réew mi waaye teewut tamit ñenn jàpp ni daal leneen a nga ca kon nag mu doon loo xam ne daanaka daal ci waxtaan yi léeg-léeg du ciy bëri di fës te dañuy gis ni daal sànnantey kaddu ak i daal yeneen i kaddu yoo xam ni léeg-léeg sax neexut a dégg moom la ñuy gën a nemmeeku ci ñi nga xam ne mooy way ndaw réew yooyu ñu dénk suñuy kaddu pour ñu ñuy waxal ñu ñuy gën a indil ay leeral ci li jëm ci wàllu projet de loi yu bëri nga xam ne daanaka projet de loi yu bëri nañu fi Sénégal waaye nag koo ci laajoon ci mbedd mi
du la ci wax lu mu ci xam daal jéggul tarfatal ay ni kon nag mu doon loo xam ni est-ce que loolee na lañ ko war a soppee na lañ ko war a defere ba ñi nga xam ne tamit mooy loi yooyu ñu yëkkati jëmale ko ci askan bi ñoom tamit ñu ci am une bonne compréhension une bonne perception en même temps tamit comprendre loi yooyu pour li nga xam ne nag mooy la ci aju yëpp ñu mën ko cee jël disposition balaa nag kenn di jéggi yoon wala sax bu nekkee loi yooyu ñu yëkkati tamit amul leneen li nga xam ne daanaka jàpp nañu daal gis nañ si la cay ñaaw la wala la cay ñuul ñu mën cee wax ñoom tamit seen kaddu ndaxte loolee tamit mooy démocratie bu durable fii ci Sénégal te loolee gis nañ ni wax dëgg yàlla nit ñi tamit bëgg nañ see dem bu baax a baax kon ci loolee la ñu fas yéene waxtaanee mbokk yi ci 88 628 98 98 que retenir lan la ñu war a retenir ci ndaje yooyu. ndaxte nag jàpp nañ ni léeg-léeg sax dañuy daje ba pare te duñu xam luy cëslaayu loi yooyu wala sax la nga doon mooy waxtaan wi ñuy yëkkati pour nit ñi tamit gën cee mën a am lañ ci xam kon nag mu doon loo xam ne daal gis nañ ni lu ñuy bëri di nemmeeku la ci foofee nga xam ne nag moo di bërëb boobee di assemblée nationale naam sax bu nekkee tamit léeg-léeg tamit ñi nga xam ne yabal nañ leen fa nañuy tamit taxawoo li nga xam ni mooy lañ ca soxla ak lañ ca gis ci loolu lañ fas yéene waxtaanee ñu jël déjà mbokk yi ci ligne bi ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum. allo. allo. salaamaaleykum. maaleykum salaam. Imam. waaw ñu ngi lay ziar El Hadj Sall. Thiam ñu ngi ziar bu baax a baax. ñu ngi lay dellu ziar tarik alhamdulilah. di la baal bu baax nag ci ball bi nga wax. waaw. waaye nag bis buy set palaatu yàpp miisu bu nag moom du mën a nekk. dëgg la. léeg-léeg sombi. te tey dafa mel ni ci suba foofu dafa xaw a wicci wiccal. waaw dëgg la kay ci la. wicci wiccal googu nag mooy waral tardement bi. ndax bu ñuy taxawee ñee taxaw rek ca gannaaw it taxaw rek lay mën. dëgg la wallaay dëgg la. waaw noo ngi leen koy jéggal bu baax a baax. ndax daawul am. dëgg la ndeysaan. kon su amee am na lu tax. dëgg la waaye Moussa. naam. man daal Sénégal yi bu ma sañoon ñu def ndànk rawatina politiciens yi. ñoom daal xam naa daal damay wax nañ ma baal wala du jar sax ma di ko wax xam naa ñoom daal du ñu nitu gàcce. ndax daal dinañ am lu mat gàcce lool waaye duñ ko def gàcce. déet waay. xam nga kay Moussa. dañ wax ji rek. wax bu jotee dañ koy wax. dëgg la dëgg la kay. xam nga Moussa. ñii jiite tey Sénégal. lii lañ nekkoon di xeex ak ñu ko jiite woon. oui. ñooñu di tëral ay loi. ñuy xeex ak ñoom wax ak ñoom lu nañ wax ko. dëgg la. tey ñi ana ñu ña jiite woon ñoo walbatikuwaat ànd ak ñi jiite tey ñuy xoolante. loolu doyul gàcc ak lañ waxante woon. gis nga ñii di wote loi yi tey. ñoom xamuñu fiñ dox jëm ñoom. xamuñu fuñ dox jëm xam nga lu tax xamuñu ko. ñoom fi mu ne ñu ngi dox jëm ci opposition bi moo dox jëm ci pouvoir bi. fuñ jaar rek dañuy weccoo. waaw. kon am nañ kàddu yoo xam ne ak jëf yoo xam ne mën naa ñàkk ci diggante. dëgg la. mën naa ñàkk ci diggante. dëgg la. mere nit nag dem dóor ay mbokkam wala nga lakk këram wala nangam loolu moom. lu war a dañ la ci Sénégal. wala dem songi ay brigade. wala dàqe ay policier yàgg naa ko wax. dëgg la. du respect du cër. dëgg la. lu war a mën a dañ la ci Sénégal. waaye daal li ñuy def daal moom war nañ koo wàññi de. war nañoo wàññi ni ñu nekke de. te sootaat weneen doxali ñu di ko dox comme ni àddina bi doxe man nag Sénégal damaa yaakaar ne moom. moo ko àddina si dañoo bokkut fi ñu jëm. loolu moom dama koo gis ak sama bët bii. Sénégal ci àdduna bi la nee di. ma ne Sénégal ci àdduna bi la nee di wala moom yoonu boppam la jël. moom kat dafa mel ni newul ci àddina bi Moussa. ndax man doxali ni ma gis ñuy doxalee man damaa gis fenn fu koy doxalee. yow nit ñoo xam ne ñoo bokk ndey bokk baay. ñaari baat ñett buñ jaaxlee ne la Sénégal benn bopp la mënuñu koo xar ñaar. waaw te bu seet ñu xar ko fukki xar-xar. waaw yéeme na saagaante ndey li am démb ensemble ku ko mas a gis. ay saagaante ndey ak ay dóoranteeg tee nga bokk ak danañ leen def léegi danañ leen def laa. waay dem na am na ci député bopp dem na ba wax ne. te da ngeen a bañ ñu àtte leen waaye danañ leen àtte théorie ci tëj leen. waaw mais loolu est-ce que moom moo yor ci bët. waaw acca mais dañ ne ñun est-ce que li nga xam ne mooy lañ fa doon lu taxoon ñu jóg yéen ñi di askan bi comprendre ngeen ko réellement. Moussa. gis nga ensemble. circulation bii kenn comprendre ko wax naa ko ba tàyyi. gis nga li ci ensemble bi moo ne ci contraction Sénégal amul kenn ku la mën a wax ne la contraction bi lii la. bee lee la kenn mënu ko xantal. oui ñi ko yor daal ñoom ñooy sottandiku di def nam leen neexee Moussa. oui.
jërëjëf. mais leneen man gisuma ko ci. dëgg la yii ñu lay wax nii yëpp. bokkul ak la ñuy def boo seetee. parce que fii la ñu wote xaw ma référendum la xaw ma li ñu doon wote 2016. waaw. la ñu waxoon ne moom la ci nit ñi ne am avantage yëpp anamu. du dañ leen waxoon ne ku ci am say tool bu yëf yi jàllee dañuy natt say tool nga fay lii am laa. wax nañ dëgg. ña ngay natt say tool mais keneen lañ ko jox. est-ce que. loolu yëpp ay yu kenn xamul la Moussa. affaire bi dara du fi leer. oui yéeme na balaa leer rek ñu dugal ci ay français la gaa yi xamul. waaw. bu naree leer foofu ñu bàyyi loolu jàll ci leneen. est-ce que affaire bi li ma la wax rek. Sénégal ni muy dox rek ni àddina bi doxe wuute na de mel na ne néewuñu ci àddina de. jërëjëf Thiam jërëjëf sëñ Sall ñu ngi lay ziar El Hadj Malick Sall kon si intervention bi ñu xaar ñeneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 ca la xew waaw dëgg la ñu bëri nag daanaka ñoom nee nañ jàpp nañu sax la ca xew xamuñu ci dara ca yooyu kon nag mu doon loo xam ni la ñuy yëkkati di ko jëmale ko ci askan wi tamit te ñàkk leeral googee te nag nit ñi lu taxoon ñu jóg daal gis ñu ca dara ñu bëri ñu ca lañ jàpp foofee ca biir assemblée bi 88 628 98 98 boo leen bëggee bokk ci waxtaan bi. yaatal xol yi kër gi xadde xol bu yaatu fan na mbooloo mi suñu réew mi dañuy gërëm te xam ba taal bi ki taxani toog di diisoo ak waa réew mi te xam ne réew mi ñooy boroom te réeroo amul ñàkk a waxtaana am garabu réeroo sema ñu waxtaana koy gor mbaam gàtt na lool waaye ci njuru gi la mbaam nopp yërëy na lool waaye bu ci boole woonu déggoo yat du ko dal an ko rewul voilà ñu jël ki ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Moussa. naam ñu ngi lay ziar Sow. ñu ngi lay ziar waay Sam. alhamdulilah Sow. naka waa kër gi. ñu ngi sant taarikalla. alhamdulilah. taarikalla alhamdulilah. Moussa de mbir mi nga indi tey jii. mbir mu am solo la. waaye man li ma ciy wax mooy. bu fekkoon ni bii tey Sénégal dafa nekk garab. dama naan dañu koy buddi raxas ko ba mu set jëmbataat ko. ndax Moussa nit bu fekkee ni jikko ja baax na lépp baax na waaye bu jikko ja yàqul lépp yàqul. te boo desee réew mi kersa amatu fi kersa néew na fi lool. ndax lu toll ni député bu demee ba assemblée ñu tànn la nga dugg ci biir assemblée ñëpp di la déglu ngay dem bay génn kàddu yoo xam ne yii mëneesu ko tudd ci làmmiñ te ñëpp di la déglu say nawle tànn la cib gox
ne la yow yaa ñuy taxawal yaa ñuy waxal. nga yor kàddu réew mi war leen a défendre. ci loi bu ñuy war a xam ne ci la ñuy sukkandiku ëllëg pour di ci àtte ay jëf. nga am benn comportement bi. gàcce am na. man démb dama toog ba yàgg ma ne man de bu ma mënoon changer nationalité dinaa changer nationalité. déet waay ah. non Moussa. parce que bu njëkk. waaw. bu ñu mosaan ne kii député la bu la rombee doo werante ci moom. bu waxee nga naw ko bu jëfee nga naw ko. waaw. bu ñu nekkee ministre la. bu waxee nga naw ko bu rombee nga naw ko. bu ñu ne ministre sàngam mu ngi waxal député sàngam mu ngi waxal dana ñëw barab sàngam. nit ñi dañuy daw ñëw déglu ko. lan mooy différence bi. différence bi mooy comportement bi. ci wax ak ci jëf. comportement. ci wax ak ci jëf. daf ëmb na lépp. bu fekkee ni bii tey dañu laa tànn. dëggal ay nit la tànn ab gox la tànn. waaw. waaye yorutuloo waxu gox ba. waxu réew mi nga yor. da nga war a defar réew mi da nga war a waxal réew mi. kenn ku nekk am na gox boo jógee. dëgg la. am na lu la fa metti ci wàllu dund. dëgg la. ci wàllu faj. ci wàllu transport. ak leneen ak leneen ak leneen loo xam ne li doom aada itteewal na ko ci dund ba. bu fekkee ni bi nag yow ma représenté gox bi nag nga dajeeg say nawle yéen ñëpp ngeen formé kuréel représenté réew mi. donte la bokk leen ay couleur yu leen fal maanaam kii dafa jóge ci biir parti kii jóge ci biir parti ka lay jóge ci biir parti. ni ma koy tudde kon mu mel ni kii dafa génn ci gii kër kii génn ci gii kër ñu daje ci penc mi. ñuy waxtaani lu jëmale dëkk bi kanam. absolument. waaw Moussa foofa ndax yenn kàddu yi war na faa jib. waaw. waru fa jib. xale yaa ngi déglu war cee jàng ëllëg. jigéen ñaa ngi déglu borom kër yaa ngi déglu kilifa yaa ngi déglu. surtout kilifa diine yi. ñuy déglu te yow ma koy def ak yow ma koy wax. am na kilifa diine goo bokk. am na ci famille boo bokk. kon ma wax ni nit ñu tànn war nañu seetaat seen bopp. ñiy tànnit war nañu seet ñi ñu tànn ñan la. dëgg la. parce que boo demee bay tànn njiit. da ngay tànn njiit loo xam ne lii boo jaaxle dana la mën a gindi. boo demee bay tànn da ngay tànn kilifa goo xam ne gi bu jëfee ñu ne eskay. waaye kilifa goo xam ne gi dafay fayantoo te Moussa man li ma gis ci réew mooy fayantoo ci kilifa yi nag. laa koy jëkke ñu baal maax. kilifa guy fayantoo kilifa du fayantoo. dëgg la waaw. mën naa la koo def mën naa la ko wax tey ma wax la ko tey ma def la ko te doo ci man dara. ey Moussa. suñu góor gu baax yàlla na yàlla yokk leeram Alaaji Abdou daana wax ne député yi. na ngeen xool li ngeen di wate bu ëllëgee yàlla di ngeen teew seen kanam. dëgg la waaw di ngeen teew ci kanamu yàlla. kenn ku mu nekk laaj la nga wate woon. dëgg la. sëñ Abdoulaye yàlla na yàlla yokk leeram daana wax ne kenn ku nekk di nga wéeteeg yàlla ba nga yaakaar ne yow rek la yàlla bind. est-ce que nit ñu ngi seet loolu. te man li mu mënul comprendre mooy gàmm yeeg màggal yeeg siyaare yeeg yeneen ak yeneen ak yeneen. ñoo fay fees bu ñu ñëwee dañoo représenté nguur gi. waaw te yow boo demee def la neex te bu sa bët xonqee nga dem ci sukk ci kanamu sëriñ bi. te ñii nekk ci quartier yi njabootu sëriñ bi la ñu. te yow boo bëggee rëq ndigg boo bëggee dóor boo bëggee loo bëgg a def ko njaboot gi. te nga ne yow sëriñ bi nga yaakaar mais am ay naxee ngi ci biir. mais justement parce que ñun lu jaaxal ñu bëri mooy daal lay xew te léeg-léeg sax luy tax maanaam nit ñi daje duñ ko comprendre. parce que foofu tamit est-ce que jotul ñoom ñu soppi doxalin pour di wax nit ñi lii la ñuy woote te lii lañ ko jëmal sa kër waaw kii proko boobu daal moom. parce que dafa am loo xam ne lii Moussa bu ñu koy waxtaanee borom kër ci biir këram am na loo xam ne lii bu koy waxtaanee day woo njaboot gi ña ca mag. ña ca mag mu wax leen ne leen nangam ak nangam ñu xam li ñuy wax lan la. waaye ku nekk ab député dem ba assemblée. te mu wóor ma ni boo dégloo li mu wax mu wóor la ni kii li muy wax dara xamu ko ci. waaw wala boobu boo ko xamee parparloo dugg na. parparloo nag lu mu dugg lu ne. waaw. su may woon ci su may woon lay mujj. te loolu mooy li am tey jii. loolu mooy li am tey jii Moussa. dafa am loo xam ne li kenn du ko wax waaye nag ku jaaxaan di tuur ndox balaa kenn di tooy yow yaay jëkk lóor. dëgg la. waaye fii mu nekk nag réew mi dem na ba toll foo xam ne fii. jot na nag ñu toog waxtaane ko. waaw parce que sama yoon nekku ci. non loolu moom baaxut. fa mu jëm du baax de. te lii di xeeñul neex de. xeeñul neex. di nga bëgg a tëdd dinañu mës a bëgg a tëdd nag guddi jot ñu bëgg a tëdd du ñu tëdd wala añ jot ñu bëgg añ du ñu añ. te fa la ñu jëm. très bien wala ñu jëm. jërëjëf nag doy na borom xel. jërëjëf. waaye daal li ma xam daal te xam ko mooy. kilifay Sénégal tey jii fi mu nekk tey jii.
ñu nu jiite tey jii dañuy fayantoo. fayantoo nag ku ma ëpp doole ma def la ko. waaye nag bisa ngi ñëw de. bisa ngi ñëw boo ko xeexal nag mu defee tabaski la waaye mën naa nekk la ca sës. dëgg la maa ngi dégg lu baax ci kàddu yi. jërëjëf xëy na dëgër na waaye. li ma xalaat lépp mënu ma ko rus naa ko wax sax ci rajo ñu di ko dégg. dëgg la jërëjëf waaye daal ñi ñu jiite daal war nañu seetaat seen bopp. jërëjëf nañu seetaat seen bopp. jërëjëf. ngeen baal ma. jërëjëf ñu ngi lay gërëm la sant ci intervention boobu ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 mooy situation yi ñu bëri nemmeeku ci biir assemblée lay tax léeg-léeg sax ci yenn projet de loi yi nga xam ne daanaka askan wi sax duñu xam loolee ñuy yëkkati jëmale ko ci ñoom maanaam lan mooy njeexital ga tamit te baaxoon na li nga xam ne moom mee la ñu war a àttee ñi nga xam ne ñoo di citoyen ñoom ñu comprendre ko est-ce que tamit loolee assemblée mu ngi cee liggéey wala ñi ngànk loolee ñoo ngi cee liggéey pour wane nit ñi daal lii waru leen ko def ak yu mel nekk ba tax ni léeg-léeg sax daje da ngay gis ni daal yeneen jotaay ngay gën di nemmeeku que li nga xam ne mooy citoyen bi maanaam ñu jël ko maanaam préoccupation lu bëree bëri ci li nga xam ne moo jëm ci wàllu la ñuy waxtaanee 88 628 98 98 na ngeen jàngatee projet de loi yu bëri nga xam daanaka tey dañ koy yëkkati ci askan wi lañ koy delloo te moom lañ leen di àttee ak yooyu yëpp surtout nag yi est-ce que ñoomee am nañu jàngat nañu xam nañu mbir mi lan la wund ak yooyu yëpp te mu doon li nga xam ni ñi ko waroon def est-ce que ñoo ngi koy def pour nag ñooñu nga xam ne tamit pour suba buñ ne daal xamuñu woon wala yéguñu woon ci fànn wala ñu waxtaanee waaye nag da ngay gis ni léegi yeneen débat ngay gën di séntu ci biir bërëb boobee di assemblée nationale te ñu yebal fa ay nit ñi nga xam ne dañ fa yebbu pour ñu teewal ñi nga xam ne ñoo di askan wi pour li nga xam ne moo di seen i préoccupation ñu mën koy di ko yëkkati ci loolee tey la ñuy waxtaanee ci na ngeen jàngatee débat yi ni ki mel la ngeen ci gën a jàngat ak tamit si li nga xam ne mooy yi ñuy yëkkati njeexital ga tamit ci askan wi nan lay mujjee ci 88 628 98 98 yéen a ngi seen biir émission lu ci xam. yaatal xol yi kër gi xadde xol bu yaatu fan na mbooloo mi suñu réew mi dañuy gërëm te xam ba taal bi ki taxani toog di diisoo ak waa réew mi te xam ne réew mi ñooy boroom réer. asalaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ Moussa. naam. maa ngi tudd Ablaye Ndiaye Dakar maa ngi nuyu sama Ablaye Ndiaye yëpp Ablaye Ndiaye marché Amela maa koy nuyu bu baax a baax. d'accord jërëjëf. ak sama nijaay Boy Diaw. dëgg la. gis nga Moussa. yow émission bi yaakaar naa ne su ma ci duggoon du commencé déraper léegi da nga may freiné. waaw. lu tax état léegi bu waxee léegi nañ mais loi bi ñu wote démb ma gis ma benn problème. oui. mais lu tax et puis nit ñi lu tax duñu wax mbàkke bi doon saaga dem ci assemblée lu tax mënuñu ko tudd mais il faut ñu wax rek ay état mooy lii état mooy lii état mooy la. te ñëpp dëgg ki doon saaga. waaw mais c'est que nit ñi bu ñu kolal tamit di jéem a garantie fii tamit nañu wax dëgg rek ngir yàlla. man d'accord ma benn tooñ muy gouvernement muy opposition man d'accord ma benn. mais nañuy wax toujours nu mu demee rek. moom moo gën quoi. dëgg la. bon
sama xew. jërëjëf ci mbokk mi woote kon nag ci loolee la ci xam ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 bu nekkee am na keneen ku nekk ci ligne bi sur seen rajo. boo bañee ñaaw boo tiitee dese fit boo bañee ñaaw boo ñàkkee dese ngor bu géej gi feesatee ba jën yëpp naawandoo bëgg a dem boo ci amee looy jaaxle laaj ko moo ne ca géej ñoom am nañuy pexe ci géej gi Maguette Diop ay bébé soxna tey na ma seede lu wecc ci réew meeg ak li koy doxal. voilà ñu jël kii ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Moussa maa ngi leen nuyu. ñu ngi lay dellu ziar. di leen ziar bu baax. alhamdulilah. di koy nuyu Ablaye Ndiaye moomu génn léegi. waaw beneen Ablaye Ndiaye moo ñëw. waaw na ngeen def. sant yàlla sant yàlla. ñoo ngi rafetlu émission bi bu baax a baax waaye. ñu ngi toppee actualité. waaw sëñ Moussa man bi ma ñëwee. li xew. man damay jàpp ne xam nga dañuy faral di wax député. comparé nag ak assemblée yële day am différence. ñële nañu meloon. ak ñii ni ñu mel. du benn. de une société bi la ñu war a gëstu. waaw. société bi moo am problème. bu ñu waxantee dëgg sëñ Moussa. da ngay naw député yële. bon nawal askan wu njëkk wële. da ngay xalab député yii xalabal askan wi yii ñu tolloog tey foofu ay différence député yi fu ñu jógee ci biir askan wi lañ jógee. waaw. boo xoolee yow da ngay yéemu sax lii xew assemblée nationale. moo xew ci internet bi. oui. da ngay lire yenn commentaire da ngay téye sa gémmiñ. waaw ñooñu boo leen yóbbu woon tey ñu nekk député ni ñuy def. waaw. comme ñee nañuy def rek la ñuy def. absolument. bon moo tax ma ne société bi moo am problème. gis nga dara bu amee da ngay xool cëslaay la lan moo ko waral. dëgg la. société bi ci boppam moom moo am problème. dëgg la. ñun dañu gën a vulgaire. te nag lu ñu wax nag ñu tekk suñ bakkan. yàlla ba muy bind bakkan du jaay bakkan moo tax. daf ñu bind bakkan boolaale ñu xel ñuy xalaat. dëgg la. nañuy raisonner suñu xel yi. te xam ne réew mii ñun ñoo ko bokk. dëgg la gis nga bëgg dara bu mu la taxee def kiiw. bis boo ci jotee même chose rek ngay gis. dëgg la. man da mënut a comprendre sëñ Moussa tey da ngay gis benn député tey mu faree tey kujje démb kujje la faree woon. ne 3e mandat du fi am. ba mu koy wax. am na koo xam ne pouvoir la nekkoon. ne ko du 3e mandat. tey kooku mu nekk député opposant ñii di def même chose mu ne non 3e mandat du fa am nooy gisee nit kooku yow. waaw. bon comme si munti doon la plupart seen position yi. moom la ñuy tegu. dañuy protéger seen position personnelle yi. sëñ Moussa ñaata yoon la fi askan wi souffrir. ay yokku ay prix. waaw. ciment yokkuñ ko fi temps yële paase. waaw ba ministre bi génn di wax. dëgg la. est-ce que dégg nga benn député bu ko fi wax muy pouvoir wala opposition. dëgg la. sëñ Moussa. mais gis nga bi nga xamee ne seen i mbiri bopp la ñoom kese ñoom ñoo siy tiit. daf leen di jaral lu ne. oui. askan wi si boppam tey. ñu baal ñi si ëpp ñoom ñoo war a tey ànd ak seen xel ak seen xalaat. xam ne ñii ay nit lañ si ñun lañ jógee. dañ ñu faa war a représenter. mais honnêtement mais waruñ fa toogee ngir seen i intérêt personnel. te comme si mun ci doon nag muy opposition muy pouvoir. oui. la plupart seen parti yi ñu bokk la ñu dem toogal assemblée nationale mais toogaluñu askan wi dafay yomb rek nga tëb wax. adressé ne askan wee tax may wax. dëgg la. te la plupart ñoom ñëpp noonu la ñuy doxee. il faut mu am exception nag mais ñi si ëpp si député yi muy man di keneen suñu musaan nañ teg ab loi boo xam ne yow mënoo lire mënoo xam lu muy tekki. muy opposition pouvoir. boo xoolee député pouvoir yi am na ñu jàng. boo xoolee député opposition yi am na ñu jàng. mais suñ jàngul dañ leen war a. boole leeral jàng. dañ leen a war a leer waaw boobaa nag daf ñuy coûter parce que bu dee député da nga koy wutal cabinet boo xam ne tey dañ koy traduire la muy wax ak yooyu. waaw bu boobaa dina ko jarati. waaw mais su nekkee tamit après wax dëgg yàlla lu tax ñu jël ko tamit am accompagnant boo xam ne da koy dimbali comme un assistant dégg naa ci. maanaam ñu ngi naan ci leen dëkk yëpp pratiquement dañuy am assistant ci domaine bu nekk. cabinet la ñuy am. waaw. boo xam ne lu mu mun ci doon après ñoom ñoo la ciy xelal. xelal la ci li ñu war voilà a c'est wax ça ak yooyu. c'est ça.
loolu moo am. mais boobaa tamit dinañu coûter. waaw dinañ coûter te boo tëbee tëb tamit ne ku jàngul. boobaa da ngay exclure ñu bari. dëgg la. ça veut dire loolooy problème am na dëkk yoo xam ne Niger la xaw ma. boo amul BFM doo nekk député. oui. man je l'accepte pas nanguwuma ko. parce que un représentant du peuple. warul nekk dafa déggul langue française. waaw warul nekk. parce que askan wi ñooy xool ki ñu wóolu. ki nga xam ne moom lañ jàpp ne bu demee dina leen jooyal seen soxla. ñu tànn ko teg ko. oui. mais daal loo si munti dégg gis nga loi yi ñuy voté. askan wi nga xam ne ñoo tax ñu koy voté. la plupart xamuñ ko xam kañ lañ koy xam bis bu ñu am leen teeg yoon. bu ñu am leen teeg yoon ba dem yoon ba wut seen avocat ñu wax leen ne leen lii la règle bi wax lii la règle bi wax. avocat mbeetin daal di wax bis booba ngay doog a xam lan mooy loi Sénégal. dëgg la dëgg la te bu dee looloo tax ñu ko xam yàlla ñu si yàlla musal. amiin amiin wallaay dëgg la. parce que la plupart looloo tax ngay xam lan la loi bi wax. dëgg la waaw. député yàlla fi may daaneel. mooy si askan wi lañ jógee. dëgg la man jàpp ñun askan wi ñoo mel noonu. dëgg la. bon war nañu amaat beneen comportement ñun askan wi. ñëpp ñoo war a am benn comportement. absolument jërëjëf si ngeen baal ma ak bu baax. jërëjëf Ablaye Ndiaye marchand ambulant ci moom contexte moo ngi ko waxee ni donc maanaam nit ñi waaw ci fépp la waaw même bu ci réseau yeeg feneen ak feneen maanaam jotaay yi daal day bëri di xam-xam dafa génn neneen dafay bëri di génn 88 628 98 98 bu nekk am na kenn ku nekk si ligne bi ñu daal di koy déglu. voilà di fàttali rek mbokk yi mën ngeen woote ci 88 628 98 98 ñuy waxtaanee li jëm ci wàllu maanaam ndaje yi nga xam ni dañ fay yëkkati kàddu wala sax dafa nas loo xam ne lu am njëriñ la ci askan wi wala sax naam sax bu nekkee nit ñi tamit nuñ koy jàngate ku nekk ni ngay interpréter yenn luwaay waaye teew yu ñuy yëkkati la jëmale ko ci askan wi est-ce que baaxoon na tamit ñi nga xam ne ñoo ŋànk loolee gën ci waxtaan ak askan wi tamit ñu gën ci naam sax bu nekkee yónni nañu ay ndawal ñu leen fa teewal waaye léeg-léeg da ngay gis ni daal ndaje yooyee maanaam jotaay yi li ci gën a fës daal mooy yeneen coow yi bon li nga xam ne mooy ci slaay loolee ñu yëkkati nit ñi dañ koy réeree te loolee tamit est-ce que yoon la ba tax ni nag te dañ ko yëkkati war ko nag àtte ji wala sax jëflante ko ñi nga xam ne ñoo di askan wi te ñooñee tamit daanaka soo laajee ci mbedd mi ñu bëri dañ lay wax ni xamuñu ca lu ca bëri naam bu nekkee sax lu tax ñu naan ñu yëkkati lii moo jëm ci wàllu nee nañ lu ñuy xeex terrorisme ak li jëm ci wàllu ñu jël ko ci ligne bi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. maaleykum salaam. Moussa Thiam na nga def. maa ngi sant yàlla ku baax. naka yi tey. alhamdulilah taarikallah. Wade ji la woowee Saint-Louis. ah. Wade ji la woowee Saint-Louis. waaw sëñ Wade bisimilah. waaw Thiam na nga def. ñu ngi sant Wade. ñoo ngi lay di ñoo rafet émission bi. jërëjëf. di nga suñu xalaat. jërëjëf bisimilah. man li ma jàpp moo di. waa député dem da nga wax askan wi. parce que à chaque fois bu ñu nee élection législative ñëw na. ñëpp boo laajee Sénégalais yi 99% dañu naan député amul njëriñ ci askan wi. waaw boobu lii ñàkk njëriñ nag ñëpp ay pouvoir ñu ñàkk njëriñ. te chaque fois bu ñu fal ñoom la ñu fal ñu am majorité. boo liggéey ñu ko loo boo xam da lay gaañ. ngay tëb di yuuxu di dal tëb di dal. boo liggéey ba élection législative ñëw rek nga voté waat leen encore. kañ la élection législative mos a ñëw Sénégal. ñu voté parti opposition mu ëpp doole ci pouvoir bi. na mos a am depuis mën année 60 ba léegi. te chaque fois li ñu naqari yëpp député mooy koy teg. les élections 2011. léegi ku ngeen doon teg wala député askan bi mooy ñu doon teg député di pouvoir ñoo ngi doon teg. ñu bàyyi mu jàll.
bon parti opposition am nañ ci ñoom tam am na ci responsabilité. la mooy seen responsabilité. élection législative élection 2017. dama waxoon ni. parti yi ñoom bu fekkoon ñoom seen intérêt taxul leen jóg dañuy def benn tànk. fexe am mooy ensemble national. suñ ko deful wala parrainage du jàll. lu tax ñoom ñëpp ñu toog di xoolee ku leen di wut sa intérêt bopp léegi. ñu fexe ba affaire ak ay yëpp am match ensemble national. loi parrainage jàll. donc nit ñi ñoom tamit population tam nañu xool ni ñuy voté. waaw. bu ma duggee man ngaa si di voté damay xool ki nga xam ni kii mooy sama intérêt ma voté ka. mais gis nga Sénégal dañu war a bàyyi voté nit présidentiel ba pare voté que ensemble national loolu dañu ko war a bàyyi. parce que métier bu ñu dal loolu moo ñu ko teg. depuis que Senghor ba fi ñu toll lu ñu dal loolu moo ñu ko teg. député bi nga xam ne da nga koy mën ensemble national naan man maay député diw député maay député président diw. kooku dana fay dana fay sa rangoñ. jërëjëf xam daa taxaw ñu ne man député bi kii lu mu wax dinaa ko voté. ca jam si yàlla la war lañ ko déggoo ba léegi mu ne Abdou Diouf lu mu wax dinaa ko voté man. ba tey ñuy dégg même way. dem ba sa benn réew mi fi nga xam ne yaa ngi fa def foofu ba taxawal sa bopp ba nga taxawal sa askan. nga naan man kii lu mu wax dinaa ko voté. baax na ak bon foo yoon nekk fii. loolu ku ko wax war nañ ne nawloo. ma ne député bu fekkee war a seet seen bopp ak parti opposition yi. population tam nañu xool bu ñuy voté ci ñuy voté. am na koo xam ne du ma ko voté mukk. waaw am solo. parce que xam naa ne bu ko defee parti dafay toogal. ak boppam. waaw mais est-ce que loolu tax tamit gars yi di jéem a xool pour que ñoom tamit ñu fay maanaam di gën di wut ñoo xam ne tamit dañuy jàllale li nga xam ne moom la ñu yéene lépp rek pour seen i doxalin. dama ne. waaw. kii wax jën léegi wax na ko léegi. ciment yokku na fi. dund yokku na fi lu nekk yokku na fi. wallaay wallaay. loolu kenn waxu si kenn yéegu yàbbi fi. dëgg la. mais xam nga kii ñi nga xam ne dañuy wax ñëpp dañ naan lii troisième mandat rek moo ko waral. mais loi bu jàllee léegi yow bu ko defee juge bu la jàppee yow ci manifestation bu ko neex mu accusé lu ko neex. terroriste nga. jël lu nangam at tëj la ka. kon léegi bu Macky Sall ëllëgee mu ni day déposé troisième mandat. ñu ne mu ngi demande conseil constitutionnel. conseil constitutionnel mos na benn loi ba ñu yóbbu loi ñu bañ ci voté. bu ñëwee ci pouvoir. exécutif bi. oui. kan mu mos a gis boole beneen projet bu ñu yóbbu foofu ñoom ak si wuñ ko validé wuñ ko. xam nga ñoom dañuy bugg dañuy muusal ci kaw nit ñi dañuy yaakaar ñoo gën a muus nit ñi. benn député nee na ñun ñuy def am ci conseil constitutionnel rek. bu fekkee Macky Sall neen day yóbbu candidat yi bu fekkee lu mu wax loolu la def. xam nañ ni bu ñu demee foofu lu mu bëgg lañ koy dogalal. xam nañ ko loolu ni ko député ba xamee ñëpp noonu lañ ko xamee. nañu bàyyi di nax askan wi di déposer de malais. que duñu mus kenn. dañu doon xeex 2011 moo fi nekk ba léegi. lu ko raw sax moo fi nekk. très bien. waaw. jërëjëf loolu moo sama xalaat. jërëjëf sëñ Wade am naa ku ma blessé kàddu yi maa ngi koy jégalu. jërëjëf sëñ Wade waaw ku nekk lu mu ci xam na cee wax jërëjëf sëñ Wade ca Ndar kon nag Saint-Louis du Sénégal ñu jël ñeneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum. waaw asalaamaaleykum El Hadj Moussa Thiam. waaw sëñ Souleymane. man la Souleymane di looy permettre def. ñoo ngi sa dem daa tarika la. waaw bëggoon participer ci débat bi rek. waaw Moussa Sénégal lay s'il y a un métier bi nga xam ne moo gën a neex Sénégal c'est le métier de député. mooy fonction xaw ma métier de député mais il y a rien à faire. déet waay non mais dama la jox exemple rek. gis nga daaw ci mbas bi mu amee. waaw l'Assemblée était quasiment fermée. oui. donc ils continuaient à percevoir leur salaire et leurs privilèges. Ils sont restés quasiment 1 an en chômage. Donc ça veut dire que ñu liggéey bañ a liggéey ñun Sénégalais duñ ko yëg ah. Il y a même un député, je me rappelle bien, Guirassy, si je ne me trompe pas, qui est parti jusqu'à dire que, qui allait jusqu'à dire que, l'Assemblée, bon, personne ne sentirait, rien du Sénégal ne sentir dara. Voilà.
c'est des gens qui sont payés pour rester corrects à ne rien faire, quoi. C'est la réalité. Da ngay xool député li ñuy liggéey temps yëpp c'est les li fay ñëw yëpp li ñu koy vote c'est des projets de loi. Projet de loi moom mooy projet bi nga xam ni ça vient de l'exécutif du gouvernement. ba ci démb projet de loi bi ministère de la justice moo ko proposé. Oui. doo dégg mu ko proposition de loi. Proposition de loi moom mooy initiative bi nga xam ni texte bi nga xam ni c'est le député qui le propose. maanaam nga nekk député nga gis par exemple que Sénégal bon xale yaa ngi tox cigarette bi yàq na fi. nga ñëw assemblée yow benn groupe ngeen ni bon ngeen dañu poser problème ñu wax ci cigarette bi. Assemblée nationale Sénégal kañ la gëj a am proposition de loi. C'est très longtemps amul fa. Donc ce qui prouve que ñii ils ne travaillent pas. te dañu nekk un pays bi nga xam ni on est un pays en devenir en construction. Donc on a besoin de députés. Les députés doivent jouer un rôle essentiel. Surtout qu'aujourd'hui on parle de Sénégal pétrolier, de Sénégal gazier, avec toutes les richesses qui sont là. Donc les textes qu'on est appelé à voter à l'Assemblée sont devenus des textes très techniques. Donc d'abord xam nga foofu c'est important. Textes yi ñëw Assemblée c'est des textes très techniques. Donc il faut que député bi am une certaine beaucoup de compétences dans même bu amul compétence yi sax qu'il soit entouré. Assisté. Donc tu vois tey Assemblée waroon nañu am foofu ay experts. wala ñuy Assemblée di liggéey ak ay groupe d'experts. Donc s'il y a des sujets techniques j'imagine qu'ils en ont peut-être enfin je sais pas. mais war na fa am bu ñu amee ay sujets yu techniques. ñu woo expertise yu ñooñu leen jox sama xam-xam. te xalaat. kooku ça suppose que s'il y a des textes à voter ñu teg ko. Donc pendant plusieurs temps di ko étudier mais ça n'est pas le cas. Regarde ce qui s'est passé hier. Le texte est venu il y a même pas taf ko. Ils n'ont même pas eu le temps de discuter de regarder le contenu et tout ça man war na ma ñu bëri ils ont voté un texte hier xamuñu sax lu nekk ci biir. Donc suñu assemblée bi. donc ça fait longtemps du bi sax législature bi passé ak beneen ça fait longtemps qu'ils n'ont pas le niveau. Ils ne représentent qu'eux-mêmes avec tous les privilèges qu'ils ont. Non mais mooy réalité bi malheureusement. L'année dernière assemblée toog na 1 an fonctionné wul benn Sénégalais yëgu ko. Voilà, ils nous ont pas manqué. Franchement, ils nous ont pas manqué. Et c'est la réalité malheureusement. Voilà, donc je sais pas quelle est la solution. Bon, je pense que malheureusement ils vont continuer encore à nous occuper quoi. Voilà, et puis ils n'ont aucun intérêt pour le Sénégalais, ça c'est clair. D'accord. Je me demande quand est-ce qu'on va prendre en compte les préoccupations des Sénégalais. Gis nga Moussa dañu génn ci mbas mi. Ça a été très dur pour tout le monde entier. Et en ce moment, on est en période de répit. Parce que mbas mi jeexagul. Il y en a qui parlent de 3e vague. Période bi boo gisee période fenêtre de respiration là pour tout le monde entier. État yëpp lu ñuy def actuellement, ils essaient de relancer leur économie. Ñu ngi génne ay mesures ñu ngi neexal seen population sax. parce que fii France ñu ngi neexal li ñuy pratiquement di leen bàyyi ñuy génn. ubbi discothèque yi wax ni nañu dem vacances. Yooyu yëpp c'est pour calmer le peuple. Oui, ça c'est vrai. Dégg nga. ñu ngi relancer économie Union européenne génne na xaalis américain génne nañu xaalis. Puis tous les pays sont en train de se relancer parce qu'ils savent que affaire bi jeexagul. Mais nous qu'est-ce qu'on fait en ce moment? On est en train de se battre à l'Assemblée nationale. Alors que le Sénégal est en difficulté. Tous les pays ont augmenté récemment. Tant il passe le secteur du bâtiment, parce que le fer a augmenté, le ciment. C'est pas la peine de donner les prix. En 1 mois, le fer est passé, par exemple, les 100 kilos sont passés de 62 000 actuellement, de 55 000 actuellement, les 100 kilos de fer, ça 62 000 francs, les 100 kilos. Le ciment, yokuna, il n'y a pas de raison. Donc, tu vois, on est le président est en train de faire une tournée économique pour prendre des nouvelles sur l'économie du pays, mais en parallèle, les prix sont en train d'augmenter. Il y a peu de filles. Donc les prix sont en train d'augmenter, l'économie est en récession. Au lieu de parler des problèmes des Sénégalais, ñu ngi assemblée di wax ay waxul loi yi nga xam ni mais actuellement problème bu am Sénégal képp ku fi def terrorisme texte yi mi ngi fii. Tout est là pour sanctionner quelqu'un qui fait quelqu'un qui crée la violence. Képp ku fi def tok il y a des textes qui sont là pour te sanctionner. C'est pas la peine de revenir sur ça. C'est une perte de temps. Et tey les Sénégalais soxla mooy ñu jël en charge leurs préoccupations. Dégg naa Dakar taw na tey. Mais bul xam. Donc là bientôt les problèmes de l'hivernage. Absolument. Yooyu la ñu war a wax tey. Absolument. Mbay baa ngi ñëw. Hivernage baa ngi dugg. Inondation yi, ce sont ces questions-là qu'on doit évoquer aujourd'hui à l'Assemblée. Mais hier toute la journée, ils nous ont occupés avec cette histoire de terrorisme. Voilà.
tout le monde mais tout n'est pas mauvais ci projet bi kii loi bi. Bon, comme je te dis, Moussa, dara beesu fii. Dara beesu fii. Et puis terrorisme, que ça soit le parti au pouvoir ou l'opposition, kenn bëggul Sénégal am terrorisme. Non, oui. Kenn bëgg. Quand on évoque des sujets de terrorisme, en général, c'est des sujets qui font une cohésion. Ñëpp ci d'accord. Oui. Partout dans les pays du monde. Absolument. Da ngay jël sujet bi, c'est pas que pouvoir rek moo ko évoqué, da ngay teg opposition bi sax da ciy d'accord. Ngeen discuter ci parce que c'est un problème qui concerne tout le monde. Mais mënoo nekk di régler ay problème terrorisme, di am ay divisions yu mel nii. C'est pas possible, c'est pas sérieux. Ouais. Voilà, ça ne rassure même pas les investisseurs. Absolument. Voilà. Merci. Donc actuellement, le problème que nous allons poser, les problèmes des Sénégalais. On sort d'une période de Covid, il y a des emplois qui ont été détruits, il y a des secteurs de l'économie qui sont en difficulté, on parle de le bâtiment, le tourisme, mais qu'on pose ces problèmes parce que là, on est en répit. On n'est pas préparé. Voilà. Merci. Merci. Merci beaucoup Souleymane ci intervention boobu ñu dégtale lii daal di ko waxtaan émission bi di loo ci xam pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen koy may pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp office national bu assainissement bu Sénégal ñu di ko wax ONAS dafa dellu di ñaaxaat askan wi ci mbalit yu dëgër yi nga xam ne moom la ñuy faratal di sànni ci bépp réseau ONAS nga xam ne ndox yi du mën a dem ni mu ware di jur xet gu bon di indi ay jafe-jafe ci sunu dëkkuwaay ak li ko wër képp ku nemmeeku nag yii gàllankoor ONAS tegal na leen fi numéro bii ñuy wax 81 810 12 81 810 12 numéro bii ñu leen jox mën ngeen cee woote waxtu wu ne bés bu ne ONAS dafa taxaw jon ngir sellal sunuy dëkkuwaay ak li ko wër. PNA di pharmacie nationale d'approvisionnement ak ONAS office national de l'assainissement du Sénégal ñoo leen di may seen émission loo ci xam ak El Hadji Moussa Thiam. voilà ñu jël ñi ci ligne bi asalaamaaleykum. waaleykum salaam. waaw sëñ bi ñu ngi lay nuyu. waaw sëñ Moussa ñu ngi leen di ziar. sëñ Mar. waaw dafa mel ne sama mbokku caamin bi tey dama koy ndokkeel rek. waaw ab saareen moo lay ndokkeel. ci émission bu rafet bi ngay def. jërëjëf waay saareen bi de bu ndokkalee moom jël naa ndaxte nag xam naa ni moom. wax dëgg yàlla gis nañ taxawaay bi nuróowut ak yeneen caameen yi macha allah. d'accord baal nañ la. di ndokkeel it auditeurs yi dugg yëpp ñuy faral di teewlu nag émission bi toujours ci sunu oto la ñuy fekk. ndeysaan jërëjëf waaye tey moom dañu mujj gaar rek pour mën a intervenir ndokkeel la. jërëjëf. ndax nit buy def lu baax. di ko taxawee mu am conscience ñi mu koy defal ñëpp amel nañ ko njukkal. jërëjëf Sarr. bon nag kontaan nañ. jërëjëf Sarr. li ñuy wax rek man ci mbir mi. ci lu gàtt damay ne ndax nit mën na juger œuvre am. waaw. maanaam nit ku defar œuvre am ba pare. waaw. bu koy juger damay laaj responsabilité bi fu mu féete. est-ce que yow mi ko defar la wala œuvre bi ngay juger. pour dire que. assemblée bi ñun ñoo ko fa teg. dëgg la. te tegin bi sunuy carte lañ jël jox leen. waaw. préparer leen yóbbu fa ay nit. bon nag ñiñ fa yóbbu. su fekkee ne ëllëg am na responsabilité suñu responsabilité est engagée dafa mel na tey ñu ne corrupteur ak ki ñuy corrompre ak kii corrompre. ñun la fa nekk c'est à notre image. absolument. ñëpp wax nañ ko xam nga Ahmed Shawqi daan wax ne. la race humaine ce sont ses bonnes qualités qui la personnifient. est-ce que. si ces qualités s'en vont la race s'en va avec elle. ndeysaan. tey dafa mel ne bu ñu jëloon ay animaux xam nga léegi am na xaj yu ñuy dressé. waaw. am na ay robot. léegi lépp mën nañ ko def mais tey ñun dafa mel ne dañu dressé ay nit rek. selon benn désir teg leen ko ak ay robot amatuñ sentiment. est-ce que. parce que am na ñoo xam ne bu fekkoon ne amoon nañ sentiment. danañ jël responsabilité xam li ñu engagé parce que ku toll ne Mame Abdou. ñu koy célébrer chaque année. li mu wax ci assemblée nit mënatul wax assemblée lu ko ëpp. dëgg la. ba ñuy jullee si Lamine Gueye yal na yàlla yokk leeram te yërëm ko.
bañ ko tëralee Mame Abdou am na lu mu wax. te keroog ba muy wax discours am funèbre. am ñuy tàccoog di yuuxu mu ne leen bu leen fi tàcc bu leen fi yuuxu. est-ce que tey kenn xam na Lamine ci li mu nekk lan la. wallaay ndeysaan. te moo doon président assemblée. mu waxaat ba jamono méttee ci jamonoy Abdou Diouf yéen député yi xam leen li ngeen di voté. ndegam nag ku toll ne Mame Abdou. ñëpp reconnaître dimension à tous les niveaux. wallaay. moo wax ba war ñu ginnaaw te dara sottiwul moi j'ai peur pour mon peuple. est-ce que. nit ñi nga xam ne tey. bu événement amee ñu bëgg woon sëriñ bi fi ñu toll ci événement am. yóbbul ko ay nag. yóbbul ko ay baas ne bu dara manqué. est-ce que seet nañ seen digganteeg yàlla ndax yàllaa leen fa yóbbu wala campagne leen fa yóbbu. waay. yàlla nag fa mu nekk. bu fa wéetee tamit wéetul parce que dañ ne un homme avec Dieu vaut la majorité. est-ce que. ñi fi nekk nag. am nañ responsabilité. oui. devant la nation. devant leur famille et devant Dieu. oui. dund yàggul. dëgg la. dund yàggul. wallaay dëgg la. te nit ki bëri na état benn mbokk dafa mën a woon lu fi yàlla def rek. lu fi yàlla ba muy séddale na ba pare. ma ne ko waaye déet waaye ñi amagul nag mu ne lu mu jël rek dafa am ci loxo yu mu ko jël joxaat ko ñeneen. wallaay dëgg la est-ce que. bon nag état yi dañ ko fi bàyyi di su yoon ñu wax ko. oto yi dañ ko fi bàyyi. kenn ku ne yóbbaale nga projet mais ki ñuy tëral di ko bàyyeeg boromam ci biir bàmmeel. tey waaye na nit ñi seetaat instant solennel boobu. bi la ñëpp di wan ginnaaw nga yëg ndax yow. sànq nga sa réew ci benn vote de loi boo def. wallaay wallaay ndeysaan. dama mës a dégg ñu ne Seydi Hadji Malick. yor na fas wala waruwaay. jaar ci benn tool waruwaay bi jël ci loolu ci tool bi lekk ci Seydi Hadji Malick wàcc fas wi. est-ce que. ñu laaj ko lu tax mu ne damay bañ àq bi topp ma. maanute wallaay. ba ñu woo boroom mu ñëw. jéggal ko ba mu xam ni war na mën a yéegaat ci fas wi mag ñi dañ daan moytu àq. wallaay. te dafa am benn mbokk bu ne bu kenn reyuma nit te fekk de moo ci sunu borom. dëgg la wallaay dëgg la. am na ñoo xam ni. dëgg la. jël nañ position yoo xam ni. dana leen topp ba topp seeni sët. ndax ba ñuy def seetu ñu ci yàlla te yàlla dafa ne lu ngeen di def seet leen ma ci. ñun nag topp nañ nit koo xam ne ba ñuy juddu xamuñu fu mu juddoo. dëgg la dëgg la. ñun ñi daje ci assemblée bi kenn ku ne boo laajoon sa morom mu da lay wax contraire boo xam ne xamoo ko sax na ko la juddoo. wallaay wallaay dëgg la ndeysaan. mais yàlla mission bi mu ko dénk ci ruqam la dénk ci ruqam. dëgg la wallaay. ngeen daje fa kenn ku ne nag war a seet bi leen di yàlla dajale ci benn instant ak ci benn lieu. ngir yàlla ak askan wi te kenn ku ne bu ñu lay ngénte sa morom fekkewul. mais loolu nit ñi war nañ ko mën a seetaan assemblée bi ñu delloo siwaat ko. dafa am ñoo xam ne ku mel ne président Moustapha Niass. waaw. mag la sage la. lépp luy teraanga ci àdduna nit ñi nangu yàlla nangul sédd na ko. dëgg la wallaay. lépp luy sag yàlla sédd na ko. wallaay wallaay ndeysaan. lépp luy daraja yàlla jox na ko. dëgg la. waaye na xam ni président ak ku mu mën a doon. askan wi ko war a gënal. dëgg la wallaay. te la mu positionné woon démb. ak li mu positionné woon tey na nattu ci aqulaahi taalaam lan moo ciy dëgg. am na loo xam ne kenn du lu ko jugeel. yow yaay seet la Serigne Cheikh waxoon ne ku ne wóoy da nga ne wóoy. bon nag nañu seetaat suñu bopp. dëgg la réew mi ñuy wax ñëpp ci valeur la ñu wax. wallaay dëgg la. on a peur xam nga assemblée lan la. bu ñuy voté ji loi xam nga lan la. ay mag ñu yor almet. xam nga xale bu yoree almet da ngay tiit. waaw waaye mag. mais mag mi am doole yor almetam ne tey fu ma jaar taal assemblée. balaa muy dem assemblée bi tàkk. est-ce que waaw. ndax fu pour peñ jib. c'est le feu. absolument. le feu c'est quoi. te éclairage lañ fa gën a bëgg éclairage lañ fa gën a bëgg ak de défendre également li nga xam ni moo di tamit position askan wi. mais malheureusement. ces gens quand ils rentrent à l'assemblée ils ne pensent même pas au peuple et à leur famille. Ils pensent que est-ce que je peux plaire au président. Est-ce que je peux plaire à celui qui m'a dit qui m'a permis d'être là. te man nit ñi benn maa ngi bañ a guddal nit ñi damay yaakaar ne ndax seen destin. mi ngi ci seen loxo wala mi ngi ci loxo seen borom. waaw yéeme na.
destin kii juddu. te tàgguwu la entre le berceau et le tombeau. te ñëpp ne yàlla li mu wërsëg bindal na ku ne sa wërsëg. wallaay dëgg la. ku ne la nga war a am war nga ko am. mais lan moo fi jaay sa ngor jaay réew mi. am na ñoo xam ne pendant des siècles réew mi dana leen jugé. des générations vont le juger. Moussa ñu ngi lay gërëm. jërëjëf sëñ Sarr. on ne veut pas monopoliser mais. kontaan nañu merci yow jërëjëf. lu ñu amul assemblée am nañ ko fii ci rajo bi. waaw alhamdulilah. parce que lii mooy un débat démocratique. mooy un débat d'idées parce que ñiy wax kenn ku ne gisoo sa morom. dëgg la walaay. mais yëg-yëg la ñuy waxee ak sentiment. dëgg la absolument sëñ Sarr. te yëg-yëg ak sentiment nag mooy doxal réew parce que fi may waxee kenn xamul position bi ma nekk. dëgg la keneen xaw ma fi mu nekk. dëgg la mais yëg nañ ni benn dëgg moo ñu boole. dëgg la walaay dëgg la jërëjëf. la may terminer nag mooy la ma Gandhi waxoon nit ñi. ne leen yéen a ngi naaw ci asamaan si comme picc yi ñu ne ko waaw. mu ne yéen a ngi ci géej gi comme jën yi ñu ne waaw mu ne suuf si leen yàlla dénk rek lu ngeen ci def. est-ce que. on s'interroge sur notre responsabilité. devant nos pères devant nos enfants am na koo xam ne. su votee assemblée. nit ñi tàcc ko bu duggee këram ay doomam jàkkaarloog moom mu sëgg. parce que xam na ni il a trahi. jërëjëf te ku rus devant ton fils nag. tu as perdu. macha allah waaye moom nag daanaka sëñ Sarr bi macha allah kon nag dafa jeex net. fu leer lañ ko teg. voilà jërë ngeen jëf ci ànd bi ngeen ànd ak ñu jël ko ci ligne bi asalaamaaleykum kooku rëcc na léegi ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum allo. allo. waaw ku baax na nga def. Alaaji Moussa Thiam. naam. le banlieusard. waaw dëgg la. di Alaaji Xaaya Guèye la. Alaaji Xaaya. maa ngi lay ziar. ñu ngi lay delloo ziar. di ziar waa Sud FM. jërëjëf ñu ngi lay fay. di gërëm seen sponsor yi. waaw. yàlla dëgëral leen. amiin waay. te li ñuy jaay jar li ñuy def di gën koo man. dëgg la. Bernal de wane na boppam moom ci vaccin yi rek. waaw dëgg la. ba gën a sooy Sénégal daal dem na fi bu vaccin yi ba nit ñaa ngi koy jot. dëgg la macha allah. ONAS it na gars yi bàyyi xel comme nawet baa ngi ñëw. waaw. mbalit bi diis ñu bañ ko dugal ci kano yi. ndax da koy fat. dëgg la. te canal boo fat rek am na kër goo lor wala mbedd moo lor wala gox boo lor. lu leer nga wax. kon nañ koy bàyyi xel ci émission bi te xam ne ñoom kat émission askan wi lañ dikk sponsorisé ko. dëgg la wallaay ndeysaan. waaw moo ñëw ci émission bi daal maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sud FM yëpp. ñu ngi lay fay xaaya. di nuyu waa Daaru Kee Sancub Siin ak Ngéen Làkk ak Mbelle jàpp dëkk yi leen wër. fàttewu ma waa Deñ Caari ak waa Tege rek waa Ndulumaaj. waaw man de bu ma dégloo sa mbokk ma mu génn léegi. waaw moom da doon bañ a siise waaye daa mujj siise. ndax man damaa jàpp ne assemblée nationale. daayira yóbbu fa nit diine yóbbu fa nit tarixa yóbbu fa nit politique fa yóbbu nit. politique bokkul ci yooyu. diine politique. politique laa ni dama ni. assemblée nationale laa ni. waaw. assemblée nationale. waaw. bokk ma ni daayira du fa yóbbu nit. gisa bu ma ab daayira yóbbu fa nit. daayira waaw. daayira wala wala tarixa wala leneen politique rek laa gis ma koy yóbbu nit. dëgg la waaw. ma gis ni bokk ci politique nga di te ñun nag ñi bokk APR bi ñuy gote lii assemblée bi problème yu réew lañ ci am. te opposition bi seen yàq der gi nekkan waxam nañ ci dañuy dagal ngóor njigéen ak nangam ak lu ne wax nañ ko fi. di ko traduire ba mu dikk bañ dikk ba toog ci biñ ci toogee nag président assemblée nationale bi ñu jox ko mu Moustapha Niasse. waa APR bi mag na ci politique waa am na ñu ko mag ci politique ñu ngi nekk secrétaire général du parti. te Moustapha Niasse ci honnêteté moom wax na ni moom bi ab sàngam dina bàyyi. te kooku déggaguñ ko kon nañ bàyyi waxu at yi teg ko fee. beneen benn li ñu wote démb man ma ci am fierté ndax dama am ci fierté mooy. damaa dem Europe xool Europe ñu bari xool Europe gis nga luwaaye ya fa ne. tubaab yi ragalun yàlla ragalun kenn luwaaye dong lañ ragal. luwaaye dong lañ ragal am ñag nag day gën a dëgër la muy ñag. gis nga Chine gii kenn du ko yóbbu drog ku ko yóbbu drog xam nga la fay fekk. waaw léegi Sénégal nag boo amee luwaay yu mel nii ñu am wote démb. dina tax nit ñi respecté luwaay. dëgg la waaye sëñ bi 2000 personnes yi ñàkk seen liggéey ci total yeeg grande distance yi. ak ñun yàq seen i kër nga xam benn day toog fële toog ci clavier am daa ne nañ yàq kër xaaye gi wala nañ yàq kër Moussa Thiam. wala nañ yàq instance am bi moom. mais kooko ñu dem taal ko kooko nekk zéro. baaxul ci économie réew mi baaxul ci waaja. te loo ko bu génnee fayu mën naa di guerre civile. dëgg la active mel noonu nag ku ko teg ñu dikk traduire devant la justice def la terroriste tëj la 20 ans wala ñu sonal la à mort wala ñoo xam ne ñu lay def loola moom lu am solo la ci réew. gis nga Europe gars yi duñ burle fa duñ def dara ndax li ko waral mooy buñ la daanul sa pénalement jël sa xaalis te loolu la gars yi bañ. réew mi nag foog mu réglé foog mu yegg foofa loolu moo tax ci réew mi li ma jàpp ne président Macky Sall développement bi développé réew mi ngi koy doog a def. gis nga koo gis mu contre loi bi
am na lu muy làq am na lu muy ragal am na lu muy doon defit loo xam wérul waaye ku ne ci lu wér nar a nekk ci lu loyal nar a nekk ci lu jub doo defi mboosoo doleef loi bi dalaa arrangé Sénégal gépp ndax kët kono du bay ba amul dunde nit ñi duñ fi nekk depuis 1900 wala 1800 di tedd di agsi ba fii ay ñoo xam sax di yàlla mooy loola dikk yàq seen i jëf yàq seen i bien ndax réew mi nit ñi dañoo jël seen i alal nit ñi dañoo wax ne nañ ñëpp del ci réew mi ñi dem ci mbay mi ñi dem ci napp gi ñi dem transport bi ñi dem ci commerce bi buñ ko di Sénégalais ab ñi taxaw fële sànni dem leen song yëf yi diw dem leen song yaaki daayar diw xam nga loolu defarul Sénégal bu ñu defee loi nag ku ko laalati ñu taxil ak terroriste loolu lu am solo la loi bi loolu lay tekki loi bi kon yow ni nga comprendre xaaya ni nga comprendre loi bi est-ce que neneen ñi nga xam ne ñu askan tamit noonu lañ ko comprendre waaw ma ne ni ma comprendre ma ne ni nga comprendre loi bi boo expliquer ko nii allo xaaya xaaya mu ngi ñuy rëcc la waaw kon ci c'est à son niveau waaw dañu doon samp laaj bi rek ci nu mu comprendre est-ce que tamit ñeneen ñi askan wi noonu la ñu comprendre loi bi ndaxte nag dañ koy kat tamit jëmale ko ci asalaamaaleykum. waaleykum salaam. ku baax na nga def. sëñ bi na ngeen def bàyyi na ci jàmm. alhamdulilah. alhamdulilah tabarkallah. tur bi ak fu ñuy woowee. ñu ngi leen di nuyu di leen ziar. ñu ngi lay dellu ziar tur bi. man la Modou Absolo. waaw foo ñuy woowee sëñ Lo. maa ngi lay woowee fii ci Italie. bisimilah sëñ Lo. waaw di kontaan ci émission bi rek. jërëjëf. di leen ndokkeel. jërëjëf sëñ Lo. gars yi nag li ma xaw a jaaxal mooy suñuy tudd toujours dañuy tudd Europe. waaye kontaan naa ñuy doxale népp ni Europe di doxale. waaw. waaye nag bu ñu ëmbee seen tam rek dañ naan Europe nanga ma fa am. waaw bés bu ne ñun ñu dugg ne Europe nanga ma fa am. waaye suñ ko waxee dañuy lànk mais tey gis nga ñu ngi dikkaat ne Europe nanga ma fa am. waaw. gis nga fii loi yi ñu fiy tëgg bu ñu ko doon bu fekkoon Sénégal man damaa bëgg Sénégal ñu fexe ba Europe gi ni ñu tëggi seen politique. ñoom ñu tëggi ko seen politique di ci doxe waaw parce que fii doo fi dégg kenn kuñ jiñ lu mu lekk. wala ku ñu impingale te kenn jàpp la wala kenn jëlewul sa place. dëgg la waaw. waaw. loolu nag Sénégal moom dañuy seet li leen arrangé rek toujours ñu waxe dëgg la maanaam tey bu leen Europe arrangé ni muy doxe ci loi bi ñu ne Europe nangam bu leen arrangé wul. léegi ñu génn ci. xam nga réew mi ci bopp bi dafa feebar dafa càng li ma leen doon wax. réew mi bopp bi dafa feebar saxaar gi bopp bi dafa feebar. waaw wax ji bari na te man xam naa ne Sénégal wax du ko defar parce que Sénégal parloo bi dafa ëpp. parloo bi ëpp na. ngay gis mag moo xam day gis luy dëgg sax te boo ko nee lii mooy dëgg dinaan la gisuma ko. loolu baaxul ci réew. parce que man dama leen di wax toujours ndax ñun am réew lañ yore wala ñun parce que réew dafa am na muy doxe parce que dafa gis loo xam ne boo koy gisee muy dox da nga naan ndax est-ce que lii réew la. réew dafa am charte yu mu war a tegu. waaw mais teguwul ci rek ci parloo ci yaa ma neex kii laa àndal loolu baaxul ci réew. nañ moytu loolu. day dugal réew mi ci guta rek. mais kon ni ñu doon. dajali mu di opposition bi kay pouvoir bi est-ce que li nga xam ne mooy seen daje yi ñuy daje nii. maanaam la koy génnee léeg-léeg askan wi dana ci jàngat lu bari ndaxte nag suñuy wax ay loi ak i projet de loi yi ñuy teg wala di modifier ak yooyu loolee ci askan wi lay delloo. est-ce que ñi nga xam ne ñoo di askan wi tamit comprendre nañ li tax ñuy daje ba loolee tamit ñu mën cee tënku pour suba daal ñu bañ a wàcc yoon. waaw est-ce que ni moom fu ñu jaar tënku ci. mais nag bu fekkee liñ leen di xam nga sax sa laaj bi dégguma bu leer parce que retour bi dafa xaw a feebar. dëgg la. xam nga askan wi moom toujours ñoom li ma leen di wax askan bi li ma wax barki dem. xam nga lañ leen def. xam nga li ñuy wax xaaju rëbb. mooy lan. xaaju rëbb xamoo ko. déedéet. xam nga xaj moom boo ko yoree di ko rëbb da ngay dàq da nga koy jàll dara mu dàq ba jàppal la ko. waaw xaju rëbb waaw. mooy def waaw. waaw xam naa xaju rëbb kay. waaw mi ko xaju sénégalais yi moom maanaam ñu ne ci kaw nguur geeg yooyu xaju rëbb lañ leen def. dawal jàppal ma lee mu ñu daw ba xuux jàpp ko andi la nga jël lekk toog di leen xol moo fi am. Sénégal loolu yéeme na. maanaam population yi xaju rëbb lañ leen jàpp ñoom nag ñoo war a xoolaat seen bopp. population yi war nañu xoolaat seen bopp bu baax a baax ci ni ñuy doxale mais li ñu fa doon wax yu yëpp ci loi ak yu mel noonu yooyu lépp bonul yaakaar naa. waaw loi bi man nee naa la xam nga di ku ne la ngay teg. xam nga yàlla lu muy àtte xool rek lay àtte la. waaw. xam nga bu fekkee yaa ngi teg sa loi te li nga ci nisër. mooy defar réew mi yàllaa ngi xam. waaw. su fekkee defaroo ci réew mi pour defaroo ci réew mi. yàlla xam na. bu fekkee da nga ciy jublu leneen. yàlla gis na lépp. dëgg la.
xam nga li gën a am solo parce que waajaa ngi wax naan demuñu ensemble pour affaire diine mais gis nga ngëm-ngëm affaire diine. lépp looy def ci jiite loo ko rek di sotti. dëgg la waaw. waaw li nga def yëpp da ngaa war a gëm ni teg sa diine ba pare doo ko teg leneen parce que moo jiitu lépp. moo jiitu lépp waaw. ndax diine mooy tax nga mën a avancer ci lépp. mooy tax ëllëg yàlla dégg suñu borom. man la àtte ci yéen ma yow nga mu wóor na la yow li nga doon teg yëpp ci sa xàppulaay taxalaa nga defar moo taxoon ko di ko def. très bien jërëjëf. jërëjëf waaw bu fekkee ne defoo loolu da ngaa topp mbobooru adduna bi rek topp riirum adduna bi rek fàtte yooyu yëpp. naan damay politique mais politique du te politique dafa war a rafet. parce que même diine sax politique la. pour nga indi diine nit ci diine. parce que nga jàll ko wax ko li yàlla wax. lii la yàlla wax lii la téere bi wax lii la yonent bi wax. mag ñu baax ñi leen lañu wax bu ko defee moom mën a dugg ci diine. politique sax loolu la sa kër sax noonu la ko yore. jërëjëf sëñ Lo. waaye nag day fekk mu rafet. jërëjëf sëñ Lo. ah. ñu ngi lay gërëm la sant wallaay. gërëm nañu la jërëjëf sëñ Lo ci intervention bi kon moom ci loolu la ci xam ñu xaar ñeneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 yéen a ngi seen biir émission lu ci xam bu nekk am na keneen ko ci ne ñu jël ko. asalaamaaleykum. allo. allo. Alaaji Moussa. naam. Ibrahima Ndiaye Pikine Yawaraay dama lay nuyu. maa ngi lay fay Ibrahima Ndiaye. ñu ngi santal su borom bi tabaraka wa taala di julli ci Seydina Muhammad alayhi salaatu wa salaam. di siyaar sëñ Abdou Karim Mbacke ak Cheikh Mouhamed Rafael Mbacke. di ñaan jàmm ci réew di ko ñaan Sénégal lépp Moussa. yàlla moom miin waay. ndax bu jàmmul moom amul moom kenn du ko tal. bay waxaat leneen. dëgg la dëgg la. li gën a tax sax ma dugg ci mooy sëñ bi mujjee léegi dafa wax ba tudd affaire diine sax loolu sax tax ma dugg ci débat bi. man dama defee ne ñun jullit yi dañoo Sénégal 95 musulmans moo fi nekk boo xoolee ensemble di démb li fi nekk ci député yi waaye ñi ñëwoon di seetaan ci ëpp nañ député yi juróomi yoon mooy seet démb la woon àjjuma waaw lu tax journaliste ak député ak man mi waxee yow kenn ne kenn mënuñu def ci débat lu tax démb ñu faat àjjuma julliwuñ ko te nekk ay jullit loolu la jaroon débat maam Thierno Birame la ñu toog ba xaaju guddi ab dëkk bi ñuy yuuxu mu ne lu xew ñu ne dafa am ku fi génn du mën a alhamdulilah rabbil alamin ah waaw loolu amu ne woon damaa defoon dafa reer ba rek julliwul gee kooko jara jooy nit ñi li ñuy débat du débat ak lu may démb ji lu tax man su ma jëkk ko ci man ak journaliste ak ñeneen ak ñeneen julliwuñ ko ndax procédure waaw loolu c'est personnel waaw foofu moom dëgg yàlla waaw moo tax nag nañ bàyyi xel c'est personnel waaw d'accord peut-être waaw da nga leen di fàttali rek mais moom diine gi ku nekk ak waaw c'est personnel quoi jërëjëf ci fàttali waaw kooku mënuñu leen juger ci loolu jërëjëf Ibra Ndiaye kon ci intervention boobu ndaxte nag waaw diine ku nekk ak nag na ngay pratiquer waaw c'est loolu c'est personnel quoi bëgguma ñu ciy def ay jugement de valeur ci fànn asalaamaaleykum allo. allo salaamaaleykum. waaw ku baax na nga def. Cheikh Moussa. naam. na nga def waa ñu ngi lay ziar. danañ jox Ousmane na nga def. sant alhamdulilah. taarikal waaw ñu ngi ziar taarikal waaw. allo. allo waaw Bouna Fane la. waaw Ousmane waaw ñu ngi lay dégg. jaam rek. jërëjëf sëñ Ousmane. waaw bëggoon ñëw. day ca bisimilah sëñ Ousmane. liñ naan amatina solo. jërëjëf sëñ Ousmane. amatina solo trop. d'autant plus que ni dafa ñëw à son heure quoi. jërëjëf. waaw mais di wax si loi bi rek. mais Moussa man sama retour dafa faible ah dafa faible de kon. allo allo wala man maa balaa Saare dama dégg wala man maa ndékkeegul. dafa mel ni de da ngay woo taaleen yi de. waaw ak taaleen yi. wala sawen yi. oui. waaw mais Moussa sa thème bi am na solo. jërëjëf mais démb beaucoup de Sénégalais. yaakaar naa ne ëpp ci Sénégalais yi. waaw. bon am nañ gàcce quoi am nañ lu leen métti quoi. bon abondant ci tous ci li waa ji wax léegi maa ngi ko doon suivre en direct. mais assemblée nationale lu toll Sénégal aussi bon benn moment bi ñuy voté ay loi lu toll ni vendredi war nañ pause ñu dem ci liggéey après ñu ñaan ñu continuer. bon yooyu aussi war nañ ko di bàyyi xel. oui doo yëkkati kàddu gi tuuti. waaw ma ne yooyu aussi war nañ ko di bàyyi xel. voilà moo ngi door a leer voilà. parce que réew la moo xamante ni bon réew mu am taarix la ci diine. ci diine yëpp muy musulman muy chrétien muy fu mën na doon quoi. boo xoolee démb rek assemblée bi wane na ko. dëgg la waaw. mais soo jëlaatee ci loi bi ci li ñuy wax ci loi bi. li tax ñun ñu am ci gàcce. dëgg la xam nga dañu toll au 21e siècle en pleine assemblée nationale ñuy wax loi di jël exemple ci loi wu France ci boppam. man moo dégg mu tiit
la France wala pays occidental yi li tax ñuy jël ay mesures sévères ci terrorisme. c'est que terrorisme proportion yi mu leen fekk ñoom. waaw ak ñoom seen dundin ni mu bindoo. ñun suñu askan bindowul noonu. nekkewuñu noonu. c'est que foog ñu tenir compte aussi si ñun suñu constitution au fait. absolument. xam nga suñu constitution dafa bokk ci constitution yi extraordinaire yi meilleur mun naa ne. à travers dernière constitution bi ñu dugal à travers Wade modification yi mu ci def. mais loi fondamentale bi mooy article yi permettre chaque citoyen mu am droit manifester. oui. mais soo jëlee si loi bi ñu andi mais gars yi waxuñu la lépp. et puis ñoom seen biir débat dañuy contredire seen bopp. ah oui dafa am leen lu ci ne. non lan lañ ne ko wax que ni 2016 ñëwoon na amul dara lu ci soppeeku. après ñu ne lu dul maintenant dañu criminaliser maanaam ñëpp ñuy dem ci manifestation yi su fekkee dafa am ay débordement ñu ciy dem ils sont tenus pour responsable loolu fu moom. mais quand même. et puis 2016 fekkoon voté nañ ko 2016 muy loi bu baax boo xam ne amul sopp mais pourquoi ñu yàkkamti di ko voté waat. wala ñu ciy yokkaat leneen. y a pas d'urgence. urgence bi ñuy expliqué mooy urgence bi ministre bi expliqué laa la mooy que ni dañu nekk délai de tenue dans le temps. ak organisme international yi. waaw. barke de boo jaay organisme international génne wu fi arrêté. pour ñu delloowaat ay seeni droit lay Karim Wade et Khalifa Sall. est-ce que ils l'ont respecté est-ce que am na urgence bi ñu ko delloo Karim Wade n'est pas actuellement électeur à ce que je sache. à ce que je sache. oui. parce que des fois booy wax leen aussi da ngay bàyyi xel ci ñi ngay waxal. waay am na solo à chaque fois CEDEAO mettre na leen en jonction à chaque fois UEMOA mettre na dara ci table à chaque fois ONU teg na dara ci table mais lan lañ ne oh non c'est des organismes des Nations Unies bon ñun dañu am suñu propre règlement dañu am suñu constitution nangam. ils sont pas tenus de le respecter. oui tey ñu xëy nag bëgg ñu andil ay loi jaarale ko naan non ñooñu ñoo def pression ñooñu ñoo andi exigence. il faut que Sénégalais ñu wegante. oui. te li ñu bëri di njort ak li ñu bëri li ñuy xalaat. mooy que ni loi yi dafa am ay visées dafa am ay règlement de compte. ay visées. non mais effectivement. ci la. ci boo xoolee ci contexte bi ñu nekk ñu ngi dem ci vers des élections yoo xam ne c'est un peu ay certaines élections locales. ñu dem ci 2024. ñu dem ci ay législatives. ñuy wax ni ci manifestation yi parce que lii ak lii ak lii ak lii ak lii. mais quand même on avait tout le temps ñu toog ñu expliquer les Sénégalais même ñoom seen bopp ñu doon voter les lois mais beaucoup d'entre eux n'ont pas compris la loi. loolu la ñu wax on est des députés on est venu dañuy ñëw majorité la ñu député Macky Sall la ñuy ñëw pouvoir lu ñu andi lañ koy voter. ça se passe pas comme ça dafa waroon changer. les gens attendaient de ñu am beneen posture. au moins ñu jël la latitude. ñu toog expliquer la population parce que c'est les élus du peuple. c'est des populations qui les ont envoyés à l'Assemblée nationale. ñu ñëw leen yóbbu Assemblée nationale. war nañ jël la pleine mesure ñu ñëw ñu toog ñu waxtaan ak population bi parce que dafa am lu fi am. mooy tout le monde sénégalais yi bëri gis nañ ñu ñuy jàppee imam Ndaw. au finish qu'est-ce qui s'est passé dañ ko libéré. mais ñaata lañ ko yàqal pendant 2 ans 3 ans 4 ans. bi gën a récent le jeune Québec yi à Mbour. ñu accusé ko lool xaw ma apologie du terrorisme. un jeune étudiant. fan yi passé nan la mujjee. dafay génn ñu kidnappé ko en pleine rue. dëkku Ngar Kàmba. mais c'est que terrorisme c'est que loi bi li ñu ci dëxëñ ñëpp soo xoolee c'est pas une mince affaire. loolu tax suñ ko yóbbu ci assemblée ñu war a voter ay loi au nom du peuple sénégalais le peuple sénégalais war na mën a comprendre lii lañ koy voter lan la. mais tey dem soo suivre débat yëpp man j'ai suivi di Baye Omar ak invité mu ngi doon boobu c'est un éminent professeur. li mu ci wax Moussa kenn mënu ko dindi. dëgg la. c'est que dafay violer ay libertés. quoi qu'on puisse dire tey les gens n'ont pas peur d'aller en justice wala d'aller répondre. mais sooy dem wuyu ji aussi war nga am liberté war nga am xel bu dal que ni dafa am loo xam ne soo demee ci ñi lay àtte ci liront le droit. du am yenn interprétation multiple. kii jaaree nii kii jaaree nii kii jaaree nii. ça ne fait pas. et puis sooy jël exemple comme li ñu waxoon le début sooy jël exemple ci fen
mais da ngay jël exemple yëpp mais doo tànn li la neex rek wala li la arrangé nga jël ko. oui. loolu nag muy jur soo xoolee les événements de mars. parce que tout le monde a constaté que ni c'est dafa am frustration généralisée. de tout bord. mais nag de tout bord ku ci nekk ak aussi ni ngay exprimer sa frustration. oui. Personne ne cautionne la violence. Le Sénégalais, il n'est pas violent. Le Sénégalais, il est éduqué, il est pacifique, il est tout. Parce qu'il a la foi. Mais aussi, il reste et demeure un être humain. Doomu aadama rek la. dëgg la. su sa si miir bi doo xam ne nii def. soo ko tooñee dina am koo xam ne mën na ko dékku. mën na koo xam ne mënu ko dékku. oui. loolu tax toujours war nañ delluwaat ci toujours ci suñuy fondamentaux suñu fondement c'est quoi ñu delluwaat ci suñu cosaan ñu delluwaat ci suñu diine li ñu may. en plus une loi dafa war a leer dafa war a leer. waaw dafa war a leer sérieusement. ñu ñaan bon comme promulgué buñu loi bi au moins le président mu xoolaat jëlaat ay approche woo kilifa diine yi woo la société civile woo les ñu koy wax ne encore. ñëpp ñi nga xam ne ñoo ŋànk bànqaasu réew mi. oui ñu toog ñu waxtaan. parce que lii fi ñuy jëm Moussa du neex kenn. dëmb déglu naa bu baax suñu mag bu baax ni suñu papa yi suñu nijaay ji Doudou Wade am na lu bari lu mu wax. oui muy bëri yi muy wax te tey les événements de mars am na ñu mu bett mais il y a beaucoup de Sénégalais yoo xam ne bettu leen te xam nañ ni am na luy ñëw. parce que déjà on parle de gaz de pétrole. oui soo amul analyse bu lucide. il y a ces lois Moussa on les vote pas l'aveuglette. ça c'est vrai jël sa temps nga waxtaan. tant plus que ni loolu bi mu amee le président il avait dit qu'il a compris mais avant mu comprendre. les religieux se sont réunis. oui ñu toog ñu waxtaan. ñii dem seeti kilifa gi ku nekk dem seeti ki nga yaakaar de la mouvance présidentielle de l'opposition pour wala ni Sénégal benn la. ñu mais réewu dialogue la. oui c'est pas ñu kase loolu. dëgg la ñu delluwaat di dialogue ñu bañ jiital suñuy xol. absolument ñu tënn ñu waxtaan. ci waxante dëgg. donte dafay metti sax mais nañ ko waxante. oui absolument c'est important pour l'intérêt du pays. tey ñu ci loi bi Moussa ku jàng les journalistes ils l'ont dit. déjà am na ay incidents yi fa xew. oui demain ce qui adviendra c'est que aucun Sénégalais ne sera à l'abri de ça. très bien. lii raam nag liñ naan. jërëjëf. voilà merci beaucoup kon ci kii boobu ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 bu nekk am na ku nekk ci ligne bi ñu daal di koy jël asalaamaaleykum. oui salaamaaleykum. maaleykum salaam ku baax na nga def. waaw maa ngi sant yàlla baax na ngeen def la taarika la. oui mais dama doon intervenir sax lu bëri ci rajo. mais par rapport ak dama dégg kenn woote léegi doon wax di joxe exemple Chine di exemple ci ay Europe. le nom s'il vous plaît mën nañu ko xam wala. xamatuma tur bi mais. fàttali ñu sa tur yow sa tur. man maa ngi tudd Abdoulaye. waaw fooy wootee. maa ngi wootee Medina. bisimilah. oui mais dama doon wax rek. dama am ku ma déggoon léegi mu def intervention di wax ci. règlement loi ñuy respecté en Europe et en Chine. di wax lu bëri. mais ñooñu seen citoyen dañuy respecté les règles. les lois. parce que seen dirigeants yi dañuy appliquer la loi. Afrique suñu problème mënul doon ci lii. dañuy am ay dirigeants ay présidents ay ministres yoo xam ne lu yàlla xam doy na. fii bu doon may Afrique du ñu voté des lois parce que personne ne respecte les lois. jarutul ñu siy dolli loi. loi yoo xam ne yu fi nekk respecté wu ko. lu ñuy dolli ci ay loi. amatul njëriñ. te réew bi dañ ko war a di diisoo di waxtaane. oui. diisoo communication mooy fondamental lépp. ci àdduna. oui. ci famille ci réew. njaboot sax da ngay waxtaan ak ñoom surtout réew boo moomul. loo bëgg man maa ngi nii tukki naa dem naa fu ne ci àdduna mais loi yi mënu ma la wax lii la xaw ma ko sax da ngay dégg fii ñooy la lii la fee ñooy la lee la yow doo xam sax lu loi yi wax. waaw yooyu mel na. mais. oui dans Sénégal sëñ Abdoulaye kon nag moom ci fan wu ñu ngi jégalu dafa doog su nekk am na keneen ku nekk ci ligne bi ñu daal di koy dalal ci 88 628 98 allo salaamaaleykum salaamaaleykum allo asalaamaaleykum waaw kooku kon daf ñu. dafa kii rek waaye dégguñu ñu xaar keneen ci ligne bi ci 88 628 98 98 asalaamaaleykum.
waaleykum salaam wa rahmatulah. ku baax. Alaaji Moussa. naam. Alaaji Xaas Mbay la Mbàkke woon. Alaaji Xaas ñu ngi lay nuyu. Moussa mbir mi daa amati na solo. mais man damay tënk samay wax rek ci ñaar. parce que Sénégal dafa nekk réew moo xam ne damay wax ne réew du dox nit mooy dox ndax tey bu ñuy wax Sénégal di tudd Europe. Sénégal mi ngi am ak suqaliku. parce que tey falaa budde ñu ne Italie wala ñu ne Espagne wala ñu ne France. ñoom xam nañ ne sanction ya am foofa. teguñu ko ci diine teguñu ko ci bible teguñu ko ci dara ci ay loi dong lañ ko teg. kon fii buñ buggee mu dox faaw ay loi ñu di ko jëmmal. te di ko dëggal. dama dégg naan député yi ak député yi leen wutale. mais assemblée amul benn assemblée ci àdduna bu am xiiroo ak ŋaayoo parce que li ko waral mooy. ay liste ñoo fay nekk. te liste yu ci nekk ay opposants yi ñu ci nekk ak waa pouvoir. parce que assemblée ku ko fay dem. da ngay xam ne ab liste moo la fa yóbbu. bu dee waa APR dañuy defar liste dugal ci waa APR bu dee waa PDS noonu bu dee waa Bokk Gis noonu bu dee Sonko noonu. ku nekk di défendre sa cëgal guy ay dëmbooj ñooñu di wax noonu. bu doon privilège duñ jàll. kon suñ jàllee war nañoo xam ne peuple Sénégal bi ñoom lañ fa teewal mais buñ bëggee teewal Pastef wala ñu teewal seen parti loolu du doxal am réew. beneen bi ci des tey loi boo gisee man ma kontaan tey Moussa. tey làmb boo amee yow man du ma seetaan yu bëri wala keneen du seetaan yu bëri. mais boo jaaree ci buntu stade bi suñ daanee sa mbër yow oto boo dajal nga fëgg faar ga toj paara bi di sa xale étudiants yi bu ñuy gérew bu ñu amee restaurant bi ci biir wala ñu am genn ci problème. ku jaar ci buntu université ñu toj sa paara bi wala ñu sànni lay xeet mais loolu du suqali am réew. ak yàq moo du defar moo du tabax am réew. kuy opposé wu ñu ne la boo opposé wu del saaga. del xaste del mars ba toj boo jotee ci réew mi da ngay fekk réew mi te saaroon. dañoo war a am civisme koo xam ne tey ci tey kuy laaj réew mi. laaj ko ci ngor ci jom ak ci fulla parce que tey dégg naa fa démb ay xam aw sant la rek mais jukko même yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ko suñu borom bi tagg. taggawu ko ci waajuram taggawu ko ci kenn. wallaay tagg ci jukkoom. ci jukkoom la ko tëggee nan la yere. ak na nga màggee foo mën demit moom nga fay yóbbu. dëgg la saaga yooyu ñu fay saaga loolu mooy seen jukko loolu bu ñu jàpp ne di dafa sant nangam sant bu baax la. kon tax na sax sant si la ko suñu fekk. mais ñi nga xam ne ñoo ci bokk. dëgg dëgg am na yoo xam ne danañ ko jomb def. alal yi àddina jarul leen ko wala ko àddina jarul leen ko. kon la ñuy def noonu loolu seen jukko la. nit ki nag jukkoom du ko bàyyi même boo duggee ci biir kër da lay wax 5 minutes laa lay may boo dikkul mu dikk kon jàpp naa ne nit ki jukkoom rek la mais loi bi moom lu baax a baax la. te ñoom ñi ko doon bañ ñëpp xam na ne loi bi lu baax la. képp koo xam ne nag jubaloo. doo bëgg moom ñu indi. mais am na ñoo xam ne dañ ne ñoom dañ si xaw a ragal requalification feeg yooyu parce que ay marché ak des comme ça. Moussa wala police ak gendarmerie. amul benn kër gu ñuy xëy jox la convocation te sa baay ci wala sa yaay bu ci. mais ku deful dara bu ne la kaay wuy police wala kaay wuy gendarmerie man ñu leen damay xëy ñu ne ma kaay wuy police mais man nga ni may wax. bu ne wutal ñuy chambre. waaye day fekkee da ngaa mel ne kete des ñu ne la kaay wuy police say mbokk dinañ tiit. police ak gendarmerie ak loi ñoo yem. ku jub te jubal. fu la man di woo da ngay dem nit dafa yaru. dafa baax dafa civilisé kenn du la tëj. waaye ku def lu noonu bu tegee loi faaw ko ci. très bien ko aj day bañ ko téye ñoom ku li nekk daal moo dul yëfi dara ne ñoom ay nervi bi la ñuy wax mais ñi ni àndal ay lan lan. àndoog police àndoog gendarmerie ñi ngay àndal loolu la ñuy tudde nañ ba seen caaxaan ba askan wi ñuy jéem a fooyee quand même. nervi yi waaw nervi yi de bëri na moom ma ne nervi yi de bëri na waaw nervi yi moom bëri na lool waaw. waaw mi ngi léegi nag ñoom ñëpp laa la wax nag. muy pouvoir muy opposition. ñi àndal. nan leen di tudde ñoo xam nga Sonko bi buy ñëw day ànd ak ay garde corps ay naan. waaw les gros bras lu mu leen tudde moom. waaw. du police du gendarme. non mais c'est-à-dire xam nga président moom mi yor tamit force de yëpp de sécurité de l'ordre yëpp. bu ànd ak ñeneen ñi nga xam ne daanaka daal moom loolu rek moo xaw a jaaxal askan bi. parce que moom mais président ñii nii àndal nii. ñii àndal nii. waaw ñooñu moo leen recruter wala ñi ñuy fekk ñoo leen recruter. non dama may dégg ma wax la gis nga Moussa. damay laaj rek ñi nga xam man xaw man dama cay bokk parce que damay bokk ca corté. mais ñi muy àndal nii am na ci ñoo xam ne dañuy volontaire parce que nit ki. soo ko falee da nga koy aar parce que xam nga tey da ngay dem ci dëkk. dëgg la ay nit taxaw ne ko du fa dugg. wala ñu koy sànni xeer wala ñuy def nangam. mais loolu du fulla. du très bien oui parce que koo xam ne dama yàlla jégal bu ñu ne sa waajur mu dem bu wooyee sa waajur muy mu ñëw ci dëkk nga ne ko dugg ca dëkk ba. dëgg la loolu fan la tege. am nga droit que yow marche am nga droit mais ni ñuy marché ni xam nga dañ cee dafa rax. marché boo xam ne bu table boo jot taal ko. bitig boo waroon dajji ko. oto bi boo waroon toj ko mais loolu mooy tabax am réew. déedéet boo opposé wu di tàgg damay opposé wu rek lu ma neex ma def lu ma neex ma wax ñu naan la yaay waaje yaay jàmbaar yaay nangam wala ko ci waxit mi ngi lay jay parce que ñoom ñi ngi wax ñëpp ñu ko def damay dégg daan ay transhumant ñaa mais ñu àndoon ak Abdoulaye Wade tey ànd ak Sonko ay lan def ñoom dañoo transhumé wala dañoo sérieux
boo nekkee ci opposition daal loo wax baax na boo nekkee ci boo àndee poids bi loo wax ñu ne la moom transhumant la wala nangam. très bien te caaxaan yi nga xam ne am réew. ay caaxaan bu ko yor. faaw bu ñu am ay sanction ku def lu jaaduwul. waaw loolu yor na moom journaliste ak ñeen ci ay responsable parce que loi bi bu ñu defoon ay plateau leeral ko askan lii moo ko tax mais loolu waaw c'est vrai parce que loolu tamit mooy ëllëg askan wi dañoo xëy rek ñu ne acca en procédure d'urgence dañu voté lii xam nga te nit ñi waaw parce que non dañuy waxtaan da ngay bàyyi ma sant sama laaj dañuy waxtaan rek dañuy waxtaan 3 juin day amaat fan ñëpp ñu ngi koy waajal askan wi ñoo leen gëq ñoo leen jëppi dañoo woote nan appel nan def nan lu ne ay kaar sax jigéen a Touba dem mais dara parce que yàlla ne waaw boo nee déet da ngay sonn nan nangu dogal suñu borom dem jaamu ji yàlla dem liggéey travers àddina ku ko bëgg da ngay négoo liggéey ku bëgg a dem àddina jaamu suñu borom loolu mooy dëgg politique bi du métier mais dañ ko bëgg a def ñoom ay mbel jërëjëf waaw jàpp jërëjëf ñett ñi bàyyi ñeen lu ñu jëriñ Sénégal ñu ngi ci jàpp nii lan ma sa defal Sénégal jërëjëf ñoom seen bës dañuy wut rek mais lan lañ defal Sénégal ay yaanaa maar ay nangam ban lan la amal njëriñ ban Sénégal lan amul Sénégal benn njëriñ ay saagaay xas doom lañ jàngal suñu doom yi ak bul wax lu bon ak jërëjëf fitna rek ay fitna amul njëriñ daal nan góorgóorlu ok jërëjëf sëñ bi xaaya kon non maa ngi jégalu ma jëm sa benn xaaya dama jëm bi sa xaaya gi asalaamaaleykum waaleykum salaam. waaw tur bi ak fu ñëwee ku baax. c'est monsieur Sène maa ngi leen di woowee Bayax. waaw sëñ Sène bisimilah. waaw kilifa gi na ngeen def. ñoo ngi sant bu baax alhamdulilah. ok macha allah. ok man pour ma part. Je me dis que politiciens yi ñoom ñooy sonal waa Sénégal. waaw duma koy xool par rapport à cette loi là. sama lecture bu ndaw bu ma def moom mooy opposition bi seen bopp. Le texte il ne l'avait pas lu. Même le fait qu'il y ait procédure d'urgence là, c'est minimum 7 jours ou 10. Et s'ils avaient lu le document, le 23 juin, biñ koy célébrer, ils allaient en parler. Dinañu wax ni lii ak lii mi ngi tramé. Damay def sama analyse bu simple rek laay def. Ça veut dire que ils se disent que c'est des députés du peuple, mais benn defuñu seen liggéey bi ñu war a def parce que du fekkoon liiruñu document bi. Non mais damay def ana li ma lay wax rek moom mooy document bi. mi ngi woon seen casier. s'il l'avait lu duñu xaar ba au dernier moment mercredi bi. ñu doog a ñëw di def benn conférence de jeudi bi di def benn conférence de presse. oui. parce qu'ils auraient largement eu le temps lire ñëw au moment du 23 juin ñu wax ak ñëpp ni leen lii de mi ngi tramé wu. donc benn loolu day wane ni dañu nit ñi c'est-à-dire li ñuy wax la représentation du peuple. ils sont pas là pour le peuple. parce que demuñu fa. waaye ñu parce que gis nga remarque bi dooy xool. waaw. enchaînement bi ne rek da ngay xam ni ñii defuñu seen liggéey. et même hier j'ai déglu naa benn député mu ne exactement les gars ñëwuñu fa xamuñu seen casier. waaw xamuñu sax lu nekk seen casier. parce que passe ça là-bas. te alors que jébaloon nañ leen affaire bi pour ñu xool ko saytu ko pour mën ci indi. waaw parce que seen casier lañ koy jébal doo ñëwul assemblée mais mënoo xam ni affaire mi ngi sa casier pour nga mën ko analyser. beneen bi du may jël mooy aussi l'état. nguur gi. c'est-à-dire même doo amee projet de loi bu mel nii. nga ne waroon nañ ko voter depuis janvier 2020. ouais. mais ils avaient largement le temps aussi. ñu ñëw ñu teg ko sur la table nit ñi discuter ci. ba nga xam ni du ñu nekk ay procédures d'urgence. ouais. donc man li ma constaté mooy ça veut dire que politiciens yi ñoom ñoo bëgg a jël dëkk bi en otage. ouais. da ngay gis li ñuy yuuxu nii yëpp. ça veut dire que c'est uniquement pour des intérêts politiques moo tax dañuy ok marche. ouais. moo tax ñu naan dañuy casse terrorisme ainsi de suite. mais y a combien d'autres lois yoo xam ni. nit ñaa ngi ko bëgg mais waxuñu ci. oui. la loi sur l'homosexualité ñoom kenn nga ci dégg mu wax ci. personne. la loi sur les enfants. beaucoup de choses yoo xam ni ñu ngi sur la table. mais doo leen dégg benn yoon ñu ñëw yuuxu ci wax ci. loo xam ni c'est pour l'intérêt des populations. doo leen dégg ñu casse rek. c'est pour l'intérêt des politiques. ouais. yéeme na. non dafa yéeme. parce que moi. mais est-ce que donc dans ce cas de figure bi ngay wax nii muy aussi bien que opposition bi ak ñi nekk pouvoir ci député yi waruñoo xoolaat seen doxalin parce que ñoom ils sont là-bas pour le peuple également di défendre les intérêts également du peuple même bu nekkee lu ñu yëkkati la jëmale ko ci peuple bi ñu war ko gën a saytu xool ko bu baax ndax mën koo amender wala nag war a daal def ci lañ ci war a def. mais exactement parce que ñun li ñu constaté mooy ñoom joué wuñu seen rôle. oui. le pourquoi ñu teg leen foofu. jox leen benn salaire. jox leen oto jox leen carburant. c'est pour que ñuy saytu li nga xam ni moom mooy intérêt du peuple. oui. nga xam ni doo fa
fa nekkee tu regardes pas man je suis du pouvoir ou bien de l'opposition li ñuy wax nii mais ban intérêt la amal peuple mais il y a quelqu'un qui disait il y a même plus de proposition de loi amatul sax proposition de loi foofu gën na am mon cher dañ fa njëwul xam nga kuy ñëw mooy xam lu nekk ci casier mais quand tu viens pas à l'Assemblée mais xamoo lu fa xew oui et tu défends rien tu défends que tes intérêts ils sont trop partisans ñoom ñi fa nekk yëpp oui c'est dangereux. Donc il va falloir que nous aussi nous réfléchir comment faire parce que nous savons ils représentent même pas 10% de la population, oui. C'est politique. Oui. Ailleurs les gens, c'est pour l'intérêt du peuple. C'est là que nous allons mais pour man, nous avons constaté que nous ces problèmes partisans. Benen bi maa ngi leen dégg ñu naan non amuñu ay aide parlementaire. Il faut que nous ñi xam ni en réalité man j'ai des amis yoo xam ni foofu la ñuy liggéey te ay aide parlementaire lañ. Ça veut dire que même un député du amee benn dossier boobu xamu ci. su demee ci ñooñu c'est des juristes dinañ ko mën a expliquer. Donc wax ji moom mooy ñi ñu fa nekk di ñu représenter ils sont là-bas que pour leurs propres intérêts l'intérêt de leur parti mais pas l'intérêt de la population mais ñaari boor yëpp parce que man aussi mënuma constater opposition tant que ñoom lu leen kiiwul rek la ñuy yuuxu mais yeneen doo leen dégg ñu wax ci. oui oui man dama bëgg aussi nit ñi ñu yeewu. ñu xam ni exactement ñi fa nekk ils ne sont pas là pour le peuple man constat boobu laa def. très bien. donc maa ngi lay remercier. jërëjëf sëñ bi kii Bayax ci intervention boobu am na solo trop ñu xaar keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. Alaaji Moussa Thiam nuyu naa la. maa lay fay. di la nuyu di nuyu Baye Omar. oui yëkkatil kàddu gi tuuti dégguñu lu baax. di nuyu auditeurs yi yëpp yi fi jaar rafetlu xalaat yi fi jaar. baal waa ñëpp ak tey baal ñëpp ak di nuyu de passage ana bawol jàllagul de. déedéet te ma rëccu ma de ndax maa ngi seetaan maa ngi déglu dégg. waaye moom dawul coow moom romb na léegi moom xaas bay. waaw. sa waajoo jugéen nag def na intervention bu am important. waaw si. c'est très important man nag Moussa li xew démb nit ñi di ko ñaawlu dama koy rafetlu. xas saaga ya fa am ak xeex ba fa am. man dama koy rafetlu à 200%. ah pourquoi. waaw loolu mooy wane ne démocratie ngi dox. waaw. waaw su ngeen ko ñaawloo nag mooy jël ngeen lu ngeen moomut muy démocratie mooy li ma daan wax xam man ku ma xam ne man je suis toujours contre la démocratie man démocratie moom ba àdduna tukki du ma ci ànd. soo gisee lu tax du ma ci ànd mooy lii ñuy ñaawli ñi ngi xam nga saaga ak xas ak dóor yeeg saaga yi. waaw xam nga tey kenn rafetlu ko. te pourtant dans les grandes assemblées dans les grandes démocraties seen assemblées yi loolu moo fa xew. waaw. dañuy dóor ba deret di génn di sàndante xeer di tojati di def ak loolu. ci ay débat waaw toujours xam nga li xew journaliste la. mais préalable bi mooy ñun suñu préoccupation mooy est-ce que li nga xam ne mooy ci slaay lu tax ñu teew foofu nit ñi xam nañ ci dara parce que da ngay laaj ci mbedd mi sax yow est-ce que xam nga li ñuy dajaloo fa mu ne man de xaw ma lu ñu fay dajaloo dégg naa daal ñoo ngi fay xeex. mais loolu fa am ni ñu def ba xam ne ñuy xeex. ba journaliste yi jot leen ko journaliste am nañ ci part de responsabilité. tey suñu organisé woon ay plateau teg leen fii teg fi un opposant un gars du par mais on l'a fait gars démb gis nga débat bi def nañ ko. waaw nit ñi nag. lu tubaab bi wax nul n'est censé ignorer la loi. gars yi li ñu bëgg a xam ñu ngi koy xam. waaye débat bi ñu bëgg a xam nu mu demee man bien avant ba teg si bi ak man je l'ai lu et je l'ai relu. xoolaat li ma ci jaaxal ma xool ñi nga xamante ni ñoo ma gën a kii ci droit ma laajte leen gëstu ci. investigation nit moo koy defal boppam. investigation nit moo koy defal boppam même ki lay expliqué bu ànd ak pouvoir wala mu ànd ak opposition bi dafa am ku nekk fu muy yem. tey yaa ngi dégg tey bi ñuy def commission technique bi. ñaata député de l'opposition ñoo fa nekk te lu 5 moo fa nekk. lu tax débattroon ko foofu ils l'ont pas fait. ñu bàyyi ba affaire war a génn télé ñëpp bëgg a feeñ léegi ñoom ñëpp ñu bëgg a démarqué. ñëw taxaw ne dañuy xeexal askan wi. te à la fin. ñëpp a dem ba mu des 11 personnes. loo dégg 70 voix sur 11. te au départ il y avait 22 xaw ma 35 personnes de l'opposition. députés de l'opposition à la fin 11 ñoo ci voté. ñi ci des yëpp sax nañ dem nañ seenu yoon. maanaam fexe nañ ñëw nañ ba télé bi jël leen wax nañ ci ñoom après takk nañ seeni bagages dem seenu yoon. te pourtant dañu war di dem assemblée. di xam dafa xaw boo plénière yi jeex quoi. sa casier lan lay déposé mais boo dul def assemblée doo xam lu fa xew. ba ñuy def commission technique mooy maam jaara femme moo fa teew dégg naa ñaari mbàkke yi. ak xaw ma kan ñu doon 5 su commission technique ba.
ñi des ñëpp absenté xamuñu lu xew. nga nekk ba à la veille dégg nga Toussaint démb bi muy wax ci télé bi. ne man dan bi ma jotee affaire bi à la veille laa am lu may laajte naa à la veille lu yow nga war a dem jël sa ay affaire gëstu ci loo xamul nga laajte ko. defuñu ko nga dem ba à la dernière minute nga ne nag léegi amati Sénégal yi ne génn leen dañuy aaye marché dañuy def te alors que yow li ngay wax ak li am c'est diamétralement opposé. il faut aussi bu fekkee askan wi ñu tax a ñor ku nekk na jouer rôle am à la Moussa Thiam. oui absolument. muy pouvoir bi. boo seetloo sax tey bu doon marche mën nga ne ñoom ñi ànd ak pouvoir bi gañe la leen. parce que ñoom li ñu leen jox même bu doon majorité mécanique. wala vote fexe nan ba li ñuy wax ñu xam ko. wala la député la waa ji monté xaw ma nan monté. waaw Théodore. mais xoolal ne la décortiqué lay am. ñëpp taxaw di ngam maaral di xool. xoolal beneen député bi sant Ndiaye Siré Ndiaye dégg naa moo ci gën a tuuti. elle a très bien parlé des deux camps opposition ak pouvoir bi. ay mag ñu naw taxaw di daggante ay saagay ndey. ay mbàkke yi taxaw di saaga ndey. ay nit ñu taxaw di xuloo di xeex kii naan dama koo dóor kurpañ kii naan damaa dóor kuré yow nga taxaw ne da ngay xeex ay valeur li fi amoon ne baaxul. ne système bi baaxul dama fiy jël si yow nga ñëw di def lu gën a pire loolu di dóorante di xeexante ak loolu. yéeme na léegi à la fin kon dañ ñuy nax. dëgg la d'accord il faut xoolal nañuy waxtaan Moussa. gis nga sa waa jooju li mu wax malheureusement. réew mi. politiciens yi ils sont minoritaires mais fexe nañ ba jàpp ñu en otage. ah oui ça c'est vrai léegi li ci des mooy. voté nañ loi bi pour ñu yaatal ko ci askan yi ñu xam ko. waaw xam nga yaa ngi waxtaan ne tey bu fekkoon tey sa émission bi jël nga ñaar. wala nga jël ay experts en droit wala yéen ñu toog ñu ciy waxtaan. mais na ci nit ñi waxtaan na nga ko def ci plateau bi. dëgg la incha allah aussi di bàyyi bañ a yem ci tëgg nay fecc rek dafa ne bu rajo yi ak télévision yi. du déglu musique kese. dañu aussi di gëstu. te dëkk bi dafa avancé adduna dafa avancé. waaw oui nañu xool internet bi. nañu dem génn di dafay investigation. dëgg la di code pénal code de procédure pénale. ça se vend dans les librairies. soo xamul demal nga jàng wala nga am un conseil juridique ñu lay leeralal. dëgg la mais xam waaye doo toog rek defe ne da lépp da nga war a toog ñu tibbal la sexal la defal la lépp. loolu amatul. absolument. jërëjëf. Diaw ñu jël keneen ci ligne bi asalaamaaleykum. waaw ñu ngi lay nuyu Dom Oustaz. allo waaw na nga def comment. allo asalaamaaleykum. ça va très bien. Alhaji Moussa Thiam. oui waaw. waa ndax neex gépp a ngi lay nuyu. maa ngi leen di ziar sama dëkk jooju. waaw ñi ngi xaar ngan gi nag. kooku kay moom incha allah rabbi. waaw daa am lu may xaar rek. su ma ko kii rek moom maa ngi ci yoon ba. jërëjëf Moussa. waaw jërëjëf. Alhaji Moussa. naam. di ñaan taw bi yàlla def mu indi jàmm. amiin allahumma amiin waay. ñu dugg ci nawet bi ci bisimilah rahmaani rahiim génn ci alhamdulilah rabbil alamin te kenn bañ a yàqu kenn bañ a yàqule. amiin amiin. yàlla nañu ko yàlla defal te mu ànd ak xéwal yu bari. amiin amiin. Moussa. naam. réew mi ñoo ko bokk. wallaay. bu doon rek pour des intérêts. dañuy noppi duñu wax. absolument. mais nag Moussa. yaakaar naa ne réew mi su defaroo ñun la defarul. dëgg la. di nga defar réew du pour yow sax waaye sa sët yay ñëw sax. absolument parce que nag ñun yaakaar naa ñi dugg ci rajo bi yaa la quarantaine la cinquantaine et autres. kon dund nañ une partie de notre vie. waaw wallaay ndeysaan. kon ñu war a xalaat ñu ñëw. dëgg la de. dëgg la mënut a booy nopp. ndeysaan. Moussa aide parlementaire yooyu ñuy wax. ndax opposition bi am nañ ko à leur disposition. kon amuñu. mais am na fa certes. waaw. mais nan la ñuy def ba jot ca. kon par parloo gi am partout moo am foofu. mais aide parlementaire yi kon existé nañu au sein de l'Assemblée. bien sûr. kon est-ce que maanaam ci maanaam nuñ koy séddalee ku nekk mate na matewul. mais bu ko opposition soxlaa te ñee autorisé wuñu ko du ko am. beneen bi ci des aussi Moussa loi bu am solo ni loi bii nii Moussa. am importance. Moussa nan lañ ko mën a jël di ko dugal ci ay casier lu tax mënuñu koo génne waxtaane ko saytu ko parce que waxtaane loi nag dañu ci war a woo opposition woo ci pouvoir. mais nag je suis casier aussi tamit ku nekk da nga am sa fu ñu lay yóbbal sa. mooy non je sais que ne casier d'accord. mais Moussa. toute chose a une exception. loi bu mel nii. waaw. mais dafa am ay dañu ko war a càmbar waxtaane ko waxuma sax ak député yi mais ak askan wi d'abord. waaw am na ci solo. loi bi li ci tënku bari na. du affaire de terrorisme kese. mais li ñuy wax ne kenn amatul droit attaquer maanaam attaquer une population. waaw lu tax néew ñu attaquer la population. une population boobu mën na nekk lépp Moussa. mën na nekk borom ñaari tur yi. mën na nekk leneen ak leneen ak leneen ak leneen. te nag Moussa. Sénégal fii borom ñaari tur bu fi ne fang ñu dal ci sa kaw.
ah loolu jëruñ ñu wax. loi bi kon loolu ci ko tax a jógam nga yaakaar nga. non dama maanaam je parle en général. d'accord. exemple aussi laa joxe. waaw si. dama ne une population boobu. waaw mais c'est trop vague Moussa. waaw. est-ce que comprendre nga. dëgg la. ñoom ñooy tënk yi fii ëpp ñu ñoom xel Moussa dañuy déglu di xalaat aussi. Pourquoi toute cette précipitation Moussa. Et puis Moussa il faut qu'on soit sérieux il faut que ñu mën a arrêter ñenn ñi mam mu baaxut ci ak ci mala tax. waxuma la nit. Moussa naka la nit mën a taxawee Sénégal gépp di la xool. nga ne nañ jël jaas yi rayante pour diw am 3e mandat. ñu coow ko wax mappal mu jàll. nga taxawat assemblée naan jaasi jaa ngi nii ak man boo génnee ma koor la jaasi. devant le ministre de la justice Moussa. mais c'est-à-dire xam nga Moussa aussi gis nga il faut que ñu respecter sénégalais bu ñu nit ñi yàq. dëgg la. ñun c'est-à-dire on n'a pas de problème de tel politicien wala nangam ak nangam. waaw bu ñu xëyee dañuy dem ñafe ji wutu lu am. dëgg la. mais quand même on va pas laisser ce pays là nit ñi di ko defee nu leen neex dañoo xam ne. waaw loolu jaaduwut quoi. nga taxaw ne jaasi jaa ngi nii. mais Moussa loi sur le vol de bétail. kañ nañ ko nit ñi commencé jàmbat. waaw yàgg na. ñaata yoon la ko opposition bi demandé. pour ñu criminaliser ko. kañ la état waxoon dañ koy criminaliser depuis temps Aminata Mbengue Ndiaye. est-ce que jàll na. si. parce que vol de bétail xëy na ña koy def dañoo am ndey am nijaay am leneen ak leneen. Moussa bu ñu naxante Sénégal fii on se connaît fii kun fi sàcc sam xar wala saw nag am na fu xel yépp di dem il faut oser le dire pourquoi protéger ces gens mais gis nga Moussa. réew mi encore une fois suñ bëggee mu avancer il faut ñu teg farfarloo ba farlaaxoo bi ci suuf Moussa. tey waxante dëgg les yeux dans les yeux. ok. ab chinois duñu fi ñëw duñu ko defaral kenn du fi ñëw duñu ko defaral ñun ñoo koy defar. dëgg la defar nag mu ngi tàmbalee ci dëgg. doxe dëgg waxe dëgg. ak loo ca mën di fekkit na nekk dëgg. dëgg la. buñ ca wut loo ca am wala lu ca neex ba Samba wala lu ca neex ba Demba. jërëjëf. loolu moo ñu mën a dimbali merci beaucoup. jërëjëf Djibril Sène ca nax neex waaw kon xam naa nag ñu jël ñaar ba ñett rek daal di yëkkati jotaay bi ndax ci waaw waxtu ñu jëloon asalaamaaleykum. wala ma dem asalaamaaleykum wa rahmatulah. waaleykum waaw ñoo ngi lay ziar ajaratu. émission bi moom góor ñi kese ñoo ciy dugg. waaw man de jeexal na ma de man léeg-léeg daal ma gis yenn jigéen moom daal man daal jigéen ñi moom de. dafa mel ni bokkuñ si réew mi ci suba ba léegi daal fu mu la soxla dugg. ñu ngi jégalu. waaw mais macha allah. jërëjëf affaire yi neex na jaar na yoon man damay wax rek ni. suñu demee ba nga xamante ni ci réew bu problème amee. du ñu ne carrément duut baaraam diw la mais il faut à tout le temps ñuy def le jeu de l'équilibrisme là. opposition pouvoir non parce que projet de loi que je sache. mi ngi jóge ci njiitu réew mi jóge ci gouvernement bi. warul doon lu ñuy def en catimini. le peuple dafa war a nekk au courant. même si je concède que opposants yi. ñenn ñi defuñu seen liggéey pour la bonne et simple raison que boo demul assemblée sax boo yónnee nit mu dem jëlal la sa courrier sa casier. kon le 23 juin bi amoon nañ lu ñu mën a wax ci fii en face là du stade. parce que lii kon nekkoon na lu ñu matière à débattre. mais peut-être demuñu aussi jëliwuñu la nekk ci seen casier yónneewuñu ñu jëli ko. waaw loolu lu nekk la c'est un fait incontestable. mais ñoom ñi def projet bi. léegi askan wi ñoom ñu comptons pour du beurre ñun respecté wuñ ñu. respecté wuñ ñu parce que dafa waroon doon loo xam ne nit ñi dañ koy xam nit ñi dañ koy yëg. am na solo. man dama gëm benn affaire Alaaji Moussa Ba un moment très très récent dama gëmoon ñu naan ay coalition forte coalition pour les locales pour les législatives mais dama xool ba xool xam nga lu tax 2024 dafa soreetul 2 ans et quelques moo fi des. ce serait pas mal. que nit ñi ku ne demal sa bopp xam nga lu tax. parce que xalaa kulli leen élection législative su nekkee 2022 2024 bu nit ñi renversé li fi ne. ils auront le loisir de dissoudre l'Assemblée nationale. parce que nag man dama gëm ni bu ñu yàpp askan wi wala ñu leen di tooñ naan ñun ñi fan ñi nekk assemblée ñun la ñu représenté ñun la ñu nuróol je suis désolé nuróowuñ ñu. askan wi la majorité est jeune. Plus de 70% de cette société ay xale lañ. xale yi ñii nekk assemblée noo gisuñu seen bopp si ñoom. ñii ñu jàpp démb les Guy Marius les kilifa ñooñu la xale yi ñoom la xale yi gis. te ma gëm ni Sénégal ñooñu dañu war a def
liste boo xamante ni toute la jeunesse ñëpp voté leen ñu dem à l'Assemblée nationale parce que ñooy xeexal askan wi. loolu mooy dëgg gi. très bien ñooñu ñoo xeexal askan wi parce que nag nekk fi def benn liste boo xam ne opposition bi yëpp def ko. am na sens amul sens puisque le scrutin d'accord mais non donc c'est bien beau madame sa intervention bi quoi rafet na trop mais nag bon xam naa duñ la may nga confectionner fii liste yi quoi à partir de la consultation yi d'accord waaw les consultations c'est ailleurs d'accord waaw léegi nag laaj mu tànn ne serait-ce que parce que waaw léegi non man suñu problème bi moo tax ñu may la nga wax lu am solo parce que jigéen ñi tamit bokk ci lañ bokk ci defalu réew mais justement par rapport ak li jot a xew yéen loi bi c'est vrai que loi très controversielle ñii dañoo jàpp ni dafa am lu lalu ci suuf ñu ne non c'est justement parce que dañ ko fay teg pour que justement ñu xeex terrorisme ak yeneen donc la compréhension et la perception askan bi est-ce que comprendre nañ li ñu fa daan waxtaanee man li ma ci jot a comprendre waaw man daal li ma ci comprendre mooy li ma dégg démb professeur Ngouda Mboup bi ko Baye Omar invité li mu wax parce que man loo xam ne tiimuma ko gisuma ko ñi nga xam ne ñoom la ñu yóbbu leen à l'Assemblée jotuñu koo xool ñoom ba caytu ko parce que tamit même affaire aide parlementaire je suis désolé kenn amul lay parce que fii boo nekkee PDS lu la jaaxal yaa ngi ak un Doudou Wade yaa ngi ak un Tafsir Thioye vraiment y a pas d'excuse quoi te li ñu leen di fay war nañ ci mën a jël di ci jox les étudiants ñu leen di xoolal texte yi lay moom amu fi kenn lay amu fi wallaay lay amu fi quoi je suis désolé mais loi bi moom wax dëgg yàlla am na luñ ci dëxañ ci biir mais man comme man nag dama bokk ci ñi nga xam ne lu ñu mën ci teg ci àddina dama naan am na lu ñuul ci biir parce que wóoluwuma leen comprendre nga donc man wóoluwuma leen dans tous les cas lu ñu teg dama naan am na lu ñuul donc nag ne serait-ce que pour ku mel ni man tamay citoyenne war nañ bala ñoo yóbboote dara ñu waxtaane ko ñëpp gis affaire yi xel yi dal wala xel yi ñàkk a dal rek jërëjëf ziar soxna si moom nag daanaka waaw moom rek mooy soxna daanaka buy woote ci émission bi de bëriwul de moom soxna yi dañ daan woote moom dañoo gëj mais peut-être dañuy jël le dernier quoi fii ki nekk ci ligne bi ndax waxtu yi xoj nañu asalaamaaleykum ñu may ko. waaleykum salaam. waaw ñu may la quelques minutes rek. Trondo ziar naa. waaw dellu nañu la ziar. waaw yaa nekk ci ligne bi ñaanal d'abord sa sponsor. jërëjëf. yàlla yekk seen chiffre. amiin waay. Moussa. naam. Sénégal tappale moo fi bare. Moussa. émission bi dafa tudd loo ci xam. waaw kon man su may wax damay wax li mu ci xam te bañ di tontu keneen ki wax la mu yaakaar. am solo waaw walaay. loolu nañ koy di bàyyi xel. ñun auditeurs yi dëgg la. Moussa Sénégal. mooy terre de promotion de médiocrité. ndax lu tax. Moussa yow bi ngay fàttaliku ci àdduna ba léegi ndax xam naa ne man maguma noonu. 38 ans laa am. Moussa conseil constitutionnel est-ce que mës nañ ko jox benn mbir boo xam ni dañ ciy contester lu jëm ci nguur. conseil constitutionnel wax la lu dul ni la je suis incompétent. musul compétent. léegi kon boo jëlee 7 personnes yoo xam ni nga tuddee leen baatu sage di leen fay ñoom ils sont incompétents à tout moment. d'accord mais tey on parle de l'Assemblée nationale ah. waaw lu tax ma wax loolu. waaw xam nga député yi dañuy attaquer loi bi ba conseil constitutionnel. c'est inutile jaru ko buñ ko def ci sonal seen bopp. oui. te parce que ku incompétent loo ko yóbbul incompétent la lay wax rek. muy benn deuxièmement Moussa président Macky Sall lépp lu mu rax ci leneen ci suuf. wallahi al azim loi bii nii ñëpp xam nañ ni fayontoo moo ko tax a jóg. Moussa seen député yi ndaw si sant Koli démb dégg nga saaga yi muy saaga ministre boo xam ne yow tu n'es même pas capable de défendre un projet de loi boo xam ne yow yaa ko indi assemblée nationale. nga gis ñoom Mame Mbaye Niang di woote ci yenn rajo yi di tëkkuwaate ku fi génn dinañ la nangam. mais ñooñu man duma leen tuddee kilifa ndax ki ñuy tuddee kilifa dafay mën di déglu njabootam ki ñuy tuddee kilifa day xam njabootam lu mu soxla. très bien. même bu amee ñu. Moussa en minute jubbanti leen. voilà. Moussa. gis nga député yi aussi fa lay terminer comme ça comme que temps bi daf la xoj. waaw Moussa député yi du ñu député Sénégal ndax ku taxaw ni la man député président laa kooku du député Sénégal. moom président je me rappelle en 2011. toog na plateau. 2STV. oui Papa Alé Niang di ko interviewé mu ni ko mu ñuy folee député yi dinañ ko changer. comme ça député yi mën a nekk ñoo xamante ne si dinañ représenter le peuple. kañ lañ ko faloon 2012 ba léegi moom moo fi ne. mais est-ce que c'est le même cas de figure parce que bii dégg nga ñu ngi wax ni daal daanaka ñiy jëliwuñu à temps seen courrier pour xam lu ci xew. te loolee moo waroon yoon mais je pense que c'est un ensemble également problème bi. Assemblée nationale. waaw tant que amul équilibre. waaw de liggéey. ok. parce que fait majorité bi xam nga gars yi dañ naan mécanique du mécanique de électronique la.
majorité électronique la ils votent sans réfléchir ñaata yoon nga koy dégg ci télé bi. jërëjëf Moussa leen da ngay sax rus. jërëjëf Moussa xam nga Sénégal. voilà daal man Sénégal daal ñun yàlla nañu yàlla yërëm. jërëjëf sëñ Moussa kon mbokk yi ñu ngi jégalu ñi nekkoon ci ligne bi bëgg a bokk te antuwul waaye nag di leen dig daje incha allah ci beneen samedi sur seen rajo Sud FM di gërëm ñëpp ñi nga xam ni ñoo ngi ci waaye nag waaw ñu ngi ci jamonoy nawet commencé na taw nag kon lépp loo xam ne rek maanaam ay jafe-jafe la li jëm ci wàllu assainissement bi ñu gën si gën a taxawaat waxtaan xam naa lu ñàkk incha allah dañu si defaat yeneen jotaay waxtaan pour rek lu ñu gën a mën a ñoŋale lu jëm ci structure yooyu donc ouvrage yooyu yëpp ngir rek li nga xam ne moo di cadre de vie bi ñu gën ko mën a ñoŋal ci fànn jërë ngeen jëf boo beneen samedi. émission bi di loo ci xam pharmacie nationale d'approvisionnement moo leen koy may pharmacie nationale d'approvisionnement di PNA di leen taxawu ci ay garab ci générique muy garab yi nga xam ne garab yu baax la yomb te wóor te ngeen soxla ko fépp fu ngeen nekk te mu jëm ci ñëpp ñu xamal leen ne PNA mu ngi ci région yi nekk ci Sénégal yépp office national bu assainissement bu Sénégal ñu di ko wax ONAS dafa dellu di ñaaxaat askan wi ci mbalit yu dëgër yi nga xam ne moom la ñuy faratal di sànni ci bépp réseau ONAS nga xam ne ndox yi du mën a dem ni mu ware di jur xet gu bon di indi ay jafe-jafe ci sunu dëkkuwaay ak li ko wër képp ku nemmeeku nag yii gàllankoor ONAS tegal na leen fi numéro bi ñuy wax 81 810 12 81 810 12 numéro bii ñu leen jox mën ngeen cee woote waxtu wu ne bés bu ne ONAS dafa taxaw jonn ngir sellal sunuy dëkkuwaay ak li ko wër. PNA di pharmacie nationale d'approvisionnement ak ONAS office national de l'assainissement du Sénégal ñoo leen doon may seen émission loo ci xam ak El Hadj Moussa Thiam.